foog ni doo dee wala doo doon mag ba na ci deru nit ñi di wax di sos di yàq la nga foog ni doo dee. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Pout TV ñoo ngi leen nuyu di leen dalal jàmm seen émission Coin des Jeunes seen émission Coin des Jeunes premier numéro bi ñu ngi defee fii si Kër Seydou seen émission Coin des Jeunes nag waxtaan la boo xamante ni ndaw ñi ñoo koy seq seen biir tey jii ñu commencé émission bi seen premier numéro ñu koy commencé fii si Kër Seydou mais du tey yeneen quartier yi nekk pour yëpp nañu xaar dinañ ñëw seen kanam mais émission bi nag duñ ci wéet parce que ñu ngi ci fas yéene ànd ak Foli Diallo ku ko xam-xam ni yàgg na ci média mu fas yéene ñëw jàppale ñu ci liggéey bi Foli ana looy nuyoo. salaamaaleykum Pout maa ngi ziar ñëpp di leen invité ci émission Coin des Jeunes bi ñuy fas yéene tàmbali tey fii ci Kër Seydou di ci invité ñëpp vraiment surtout jeunesse bi aussi voilà comme ni ko sama naataangoo waxee rek di nga ci am conseil di nga ci am lépp loo xamante ne rek lu mën a apporter doomu aadama njariñ la rek. mi ngi ci biir incha allah. am nañ fi nag invité yu am solo am nañ fi imam Ibrahima Sakho di imaamu quartier bi di Kër Seydou ñu gën koo xam ci Ibou Sakho yaakaar naa Kër Seydou moom wala Pout sax ñu bari xam nañ ko am nañ fi aussi si sunu wet kii nga xamante ni mooy Ko Dieng directrice su clinique Bamba Diadieuf nekk fële sa garage am nañ fi aussi Daouda Diouf nekk sunu mën naa ni sax sunu promotionnaire de classe la ñu yàgg loolu. am nañ fi aussi Mami Sey di sunu sœur am nañ fi aussi bébé ñooñu nga xamante ne ñoom la ñu war a fas yéene seexal débat bi Imaam ñu ngi leen nuyu. waaw Say Moustapha ñoo ngi lay fay di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla def ndam ci émission bi ginnaaw loolu ñu ngi nuyu waa Pout TV di nuyu bépp téléspectateur bu Pout TV di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla ubbi xel yi. ba liñ ci génne ñëpp mën koo jëriñoo ci barke yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf sëriñ Moustapha. Dieng mu nekk sage-femme nekk directrice su Bamba Diadieuf comme ni ñu koy waxee clinique boobu nekk sa garage ñu jox ko moom tamit aussi mu nuyoo. asalaamaaleykum waa Pout ñuy nuyu téléspectateur ak téléspectatrice su Pout TV yëpp di kontaan di am mbégte di teew ci première émission Coin des Jeunes. di yaakaar apporter suñu pierre ci édifice bi kontaan lool mu nekk honneur bu mag ñu bokk ci premier numéro bi di leen wax merci beaucoup yaakaar nag sottante ak yéen xalaat weccante ak yéen xalaat bu objectif yi nga xam ni posé nañ ko ci émission bi ñu mën ko atteindre ak jeunesse parce que c'est la jeunesse c'est nous dans nous. di nuyu ni ñu bokk émission bi di sant bu baax nag di xamal ni mbooloo mi lii alal Pout la di ñaan lépp lu ñu fi wax rek ñu déggee ko. ci xol te bañ koo dégg ñu déggee ko ci xel te bañ koo déggee ci xol di ñaan émission bu fi jaaraat ci ginnaawam rek mu doon émission bu amal dëkk bi njariñ maa ngi siyaar ñëpp. yaar bi bu weer di kontaan trop ci invitation bi waa ñu wax ñëpp ñu bàyyi xel rek ci li ñuy waxtaan ndax yaakaar naa am na solo bu baax. ñu jox nag Mami Sey moom aussi mu sànni nuyoom. auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla jul ci sang-sang yi Seydina Mohamed ñu ngi nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di nuyu waa Pout TV di wax ni émission bi duñ fi wax lu nekk rek yàlla nay njariñ. waaw yaakaar naa tey jii sunu premier numéro ñu ngi fas yéene waxtaanee lii di planification familiale ak avortement clandestin ak avortement médicalisé sax yooyu yëpp fas yéene see dugg fas yéene see ànd ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ seqal plateau yi. ku ci mel ni sunu directrice bi di Ko Dieng di directrice su clinique Bamba Diadieuf comme ni ñu ko waxee sànq fas yéene si ànd ak imam Sakho aussi ci wàllu diine waaye comme ni ñu ko waxee rek duñ ci wet ñu ngi ci ànd ak aussi sunu jigéen Foli ak sunuy invité yaakaar naa ni première question bi maa ngi koy jagleel kii ko ñu ngi lay laaj lan mooy planning familial. waa question boobu nekk na question boo xam ne dinaa ci sawar tontu trop parce que Sénégal ñu bëri dañu umpale lan mooy planning familial. suñ nee planning familial ñetti mbir ñoo ko tax a jóg planning familial ñetti mbir la ëmb bi jiitu moom mooy organisation des naissances ci wàllum espacement bi ci topp traitement wu stérilité la maanaam couple ñoo xamante ni ñi ngi sëy bëgg nañu am doom mënuñu am doom planning familial dafa taxaw fii pour jàppale leen beneen bi ci topp moom mooy jàppale ñi nga xamante ni dañu am feebaru néegu sëy ba mën a faju ci feebaru néegu sëy boobu
loolu moo tax a jóg planification familiale ñett yooyu moom mooy planning familial. waaw d'une part mën nañu wax reconnaître na ko bu fekkee ni comme ni soxna si waxee ndax wér-gi-yaram islam moo si jiitu ñëpp mais dafa am loo xam ne bu dee moom lañ ci dugal nag islam du ko mën a nangu mais bu dee wér-gi-yaram rek la li ñuy wax yaay ji mën a noppalu biiram mën a féex islam lu mu dul nangu mooy li ñuy wax tahdiidu nasl mooy limitation de la naissance mais bu fekkee tanzimu nasl mooy organiser ko ba nga xam ne dina espacé bu fekkee loolu mu wax loolu rek muy objectif bi amul lu ñu làq ci ginnaaw islam bañul wér-gi-yaram tey loolu tamit du lu bees ndax suñu maamaat yi xamoon nañ ko waaw daan nañ ko jëfandikoo ku ne nag selon façon ba nga xam ne na nga ko daan def soit da nga gis koo xam ne ni xam-xam la am defu fas takk ko koo xam ne téere lay bind takk ko mais bu fekkee lii mu wax loolu la gàlluñu ci leneen si ginnaaw islam bañul ko am wér-gi-yaram bañul loo xamante ni si espacement bi loolu amul problème mais li muy bañ mooy limitation de la naissance islam mënu koo nangu mais bu fekkee nag tanzil la organisation bi nangu na ko pour wér-gi-yaram nit ñëpp islam moo jiitu ci wér-gi-yaram te buñ ci duggee si biir dinañ wax yi nga xamante ni si ay kaala yoo xam ni pour nit wér islam a si jiitu ñëpp parce que islam dafa fonk bakken bu dee nag congé amul dara lu ñu làq ci ginnaaw xam nga ñoom dañoo bari ay bagages waaye nag maa ngi koy xaar di ko déglu tabarkàlla mais bu dee lii mu wax loolu islam mënu koo bañ tabarkàlla alhamdulilah jërëjëf. waaw imam kàddu yi am na solo ba léegi rek may defaat sama beneen question di ko posé waat ko yaakaar naa ni moom comme moo spécialisé aussi loolu moom la ñuy gën a laaj ko ana kan moo war a def planning familial ban jigéen moo war a def planification familiale. jigéen ñi nga xamante ne toll nañ ci âge am doom wala ci âge sëy mën nañ def planning familial góor yi nga xam ne toll nañ ci âge am doom toll ci âge sëy mën nañ def planning familial ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir sëy aussi mën nañ def planification familiale ak xale yi nga xam ne donte nekkuñu ci sëy amuñu éducation boo xam ne téye na leen ba amuñu vie sexuelle bu fekkee ñu ngi ci vie sexuelle rek planification familiale soxal na leen waaw mën naa ne ñooñu noonu ñoom ñëpp planification familiale soxal na leen ñu ngi ci biir planning familial. loolu am na solo waaye du tee tamit jox suñu naataango xam naa am na ay questions yu mu bëgg a dugal moom tamit mu posé ko muy ki ma àndal ci émission bi muy Foli Diallo. waaw dañuy ñëwaat ci imam comme léegi nee na l'islam moo jiitu ci wér-gu-yaram dëgg la mais ci kaw amuñu dara lu ñuy làq ci ginnaaw boobu noonu imam dama bëggoon ndax am na loo xamante ne moom nga yaakaar ni loolu la war a mën a doon wala am nga ci lenn loo xamante ne mën nga ñu cee ñëwal tuuti. waaw làq ci ginnaaw daanaka dugg naa si tuuti soxna si bon mooy li ma wax léegi tahdiidu nasl maanaam limité bu fekkee ni boo defee planning familial du limité sam jur du limité damay wax lu leer nag bu fekkee yaa ngi koy def te wóor nañu du limité sam jur. limitation parce que mën naan laa wax dañ lay faj ci biir nga dem am ay conséquences yoo xam ne sam jur fa lay taxaw bu fekkee loolu taxaw na kon moom loolu duñ ko mën a nangu moom buñ la joxee si ndijoor nangu si càmmoñ loolu duñ ko mën a nangu bu fekkee itam dañoo jóg ni pour faj la ba pare ñu defal la ko ba pare nga jële si jàngoro jële woo ci wér-gu-yaram kooku tamit dañ lay bëgg a lor kon nag yi laxatu si ginnaaw mooy effet secondaire yi mi àndal conséquences yi nga xamante ni mën na koo jur yooyu moo tax ñuy wax mais bu fekkee rek wér-gu-yaram rek la pour sàmm yaay sàmm doom loolu islam mënu koo bañ wax dëgg yàlla mais li nga xam ne ni mooy gàllankoor ya muy juri ji ci wér-gu-yaram bu fekkee ànd na ak loolu tamit baaxul parce que islam wér-gu-yaram moo ko tax a jóg soxna Foli loolu la ñu am ci lu ñuy tontu première question. directrice aussi am nañ question pour moom par exemple tey une jeune fille boo xamante ne elle n'est pas mariée ñëw na clinique Bamba Diadief si Kodieng man dama bëgg a def planification est-ce que am na ay conseils yoo xam ne moom lañ koy jox d'abord pour loolu wala am na ay propositions yu ñu koy defal d'abord wala day ñëw rek bëgg ko ñu permettre ko mu def ko et tout wala nu muy demee. jërëjëf soxna Foli kontaan naa trop ci laaj bi mais damay rebondir un peu rek par rapport ak suñu nijaay imam lu mu wax question li nekk ci ginnaaw damay dalal xelam foofu rek wax ko planification familiale question de choix la du loo xamante ni personnel médical moom mooy ñëw mu imposer ko nit ki aussi su ñëwee pour def planification familiale am na lu ñuy wax counseling initial moom mooy dañuy jël nit ki teg ko expliquer ko d'abord lan mooy planification familiale parce que sànq wax naa ñetti pàcc yi nga xam ne moo nekk ci biir planification familiale
mais en général jigéen bii ñëw di def planification familiale pour organiser naissance yi dañ koy xamal lan moo war a mën a tax mu organiser pour kan déjà organiser pour ñaari nit jigéen bi nga xam ni moom moo ëmb imbi moom la ñu xotti utérus am mu opéré mu war a delluwaat place am balaa muy jël ëmb jigéen bi nga xamante ni bi muy am doom moom la ñu yokk mu war a xaar ba mu cicatriser balaa muy jël ëmb jigéen bi nga xam ne bi muy am doom moom moo ñàkk deretam mu war a noppaluwaat balaa muy jël ëmb te yaakaar naa ni mu ko waxee l'islam moom moo jiitu sax ci wér-gu-yaram ñi ci waxuma laa ñun parce que bu ñu demee bay wax ni doomu aadama war nga nàmpal sa doom ñaari at sa doom mën a wér balaa ngay jël ëmb loolu forme de planification familiale la peut-être méthode yi moom moo différé ndax sànq wax na ci xam-xam ñi nga xam ni dañ la daan jox fas nga takk loolu planification familiale la tudd pour dalal xelam un peu ak téléspectatrices yi ñuy xool planification familiale du loo xam ne dañ koy imposer nit ki moom mooy sentir ni bëgg na noppalu mu ñëw seet si ñu xamal ñu ne ah moom ëmboon na imbi na noppalu na wala bëgg na am doom wala am na feebar planning familial taxaw fii pour accompagner ko ni ñu leen di accompagner aussi question de choix la dañ lay expliquer li ñuy wax un choix libre et éclairé maanaam choix la boo xam ne yow yaay d'accord ci ni da nga koy def mais li ngay def aussi da ngay xam lan moo ma ca mën a fekk lan laa ca mën a jëlee ba nga d'accord nga saytu ko bu baax boo d'accordee boo tànnee méthode sax du tax ñu defal la ko dañuy jëlaat méthode bi nga xam ne d'accord nga ñu waxaat la li ci nekk ba nga d'accord ñu doog lay defal loolu te après xam naa dinañ dugg ci effet secondaire yi dugg aussi ci inconvénients yi mu doon wax ci kanam buñ ci tollee maintenant xale bu jigéen bi nga xam ne yar nañ ko ci këram mu am éducation ci këram ñëw fekk si la clinique Serigne Bamba Jaajëf ni la damaa bëgg a def planning familial déjà kooku am na éducation boo xam ne moom la indaale am na savoir être am boo xam ne nekk na ci moom pare moom la indi clinique Serigne Bamba Jaajëf dafa bëgg a def planning familial bu fa ñëwee dina fa fekk sage-femme fekk fa docteur yoo xam ne du ñu ay robot dinañ la dalal dinañ la déglu dinañ xam lan nga bëgg a def parce que c'est une question de choix dañuy respecter ce choix bi nga am ba ni da ngay def planning familial ñun dinañ ko respecter expliquer la méthode yi fa am expliquer li la ci mën a fekk bi nga tànn bu sa méngoowee ak sa yaram ñu def ko parce que tey jii ñu ngi wax planning familial mais nañ ko dugal ci cadre bi mu nekk tey dañ ni planning familial di daal ni coin des jeunes kon planification familiale ak xale yi la voilà xale yi ñëw ba structure Sëñ Bamba Jaajëf bëgg a def planning familial ndax xale boobu tey am nga droit ni ko non du ma la defal planning familial imaginer xale bu ñëw tey jii éducation merom viam mu ñëw ne la planning familial laa bëgg nga refuser ko suba mu jëlee ci ëmb moom mooy dem yàq ji ëmb ji parce que grossesse non désirée day am moom moo ci mën a lor bakkanam moom moo ci mën a loru suba kooku moom mooy ëmbi suba mu am doom mu juddu mu rey ko def infanticide kon planning familial chez les jeunes li muy empêcher moom mooy les grossesses non désirées les avortements provoqués bi ngeen tudd sànq mais aussi infanticide yi nga xam ni seetlu nañ ni bëri na ci dëkk bi te planning familial li ko gën a tax a jug surtout chez les jeunes moom mooy lutter contre mortalité maternelle ndax jigéen ñu bëri ñi ngi ëmb di imbi di ci ñàkk seen bakkan te amaana tey jii bu doon dem nañ defi ji planning familial ba ñu saytu seen yaram xool seen yaram wax leen ni ah temps bii de mënoo ci am doom wala ëmb bii de ni mu mel nangam ak nangam loolu amaana du am loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo tax a jóg planification familiale chez les jeunes donc pour dellu si ci yow jeune boo xam ne am na choix am na vie am d'abord mu ñëw bëgg a def planification familiale mënuloo ko refuser soin boobu parce que choix la te am na ci droit waaw loolu laa bëggoon. foofu am naa fa benn question. est-ce que yéen di ngeen ko laaj ndax moom am na jëkkër wala amul jëkkër wala dafay ñëw rek ngeen defal ko waaye wax rek ngeen defal ko li mu bëgg. bon am na loo xam ne vie privée wu malade bi la. da ngay respecter vie privée malade bi mais aussi da ngay def respect wu la confidentialité mais ci suñu biir counseling suñ koy def am na foo xam ne buñ fi tollee dinañ wax ci multipartenariat dinañ laaj ku jigéen ki wala ku góor ki ndax dafa am ay soxna wala am na borom kër wala am na ñu muy àndal pour prévenir xeex feebaru néegu sëy mais ki nga xam ne dafa am choix am droit wu def benn pratique ñëw amuloo droit juger ko am na jëkkër amul jëkkër amoo droit yow nga juger ko parce que viom la amuñu droit ñun juger xam nga lan lañ am droit soin bi nga bëgg dinañ la leeralal ni soin bi lii ak lii ak lii ak lii moom moo ci nekk am nga droit def lii amoo droit def lii ñu xool bu méngoowee ak sa yaram ñu def la ko loolu la ñu yoon may parce que liggéey bu nekk dafa am ay loi yoo xam ne moom moo koy régir te dañ nekk ci société boo xamante ni
xale daf fi am baat jigéen daf fi am baat mag daf fi am baat comme ndaw nu mu fi amee baat te loolu dañ leen koy jox ñoom ñoo ko moom choix la choix libre et éclairé. Imaam ma lay laaj comme moom ni mu ko waxee parce que li mu wax ni ñoom amuñu droit laaj ku amul jëkkër wala ku am jëkkër ndax am nañ droit boobu quoi mais comme par exemple l'islam xam nga ñi nga junj sànq ne am na li mu wax sànq moom nangu na ni l'islam nangu na ni ci côté boobu noonu li espacement de naissance baax na mais tey jii koo xamante ni amul jëkkër di dem di def planification familiale kooku est-ce que l'islam nangu na loolu. waaw jërëjëf sëriñ Moustapha kooku moom li ñuy teel a wax rek mooy islam du ko nangu bil kulliya islam du nangu jigéen ju amul jëkkër di planning ki mu may mu planning mooy ku am jëkkër pour li ma jiitaloon léegi pour mu espacer pour wér gi yaramam mais na xale bu jigéen bu amul jëkkër islam du nangu mu planning même ki am jëkkër te jëkkëram tukki islam du nangu mu planning parce que planification bi moo jëkkër ju tukki ci jëkkër moom bu fi nekkul c'est pas la peine ngay planning kon xale bi jigéen bi nga xamante ni si amul borom kër xëy na ñoom ay loi yu ñu leen tegal la mais bu dee islam lañ ciy laaj kooku du ko nangu ba yowmal xiyam parce que islam dañuy wax zaddu zara maanaam day am ay tëj fël yoo xamante ni si ci ñi dégg wolof tëj fël wala mbëkk tëb daaw da rëbbkati jaar yi waaw mooy day am pax moo xamante ni si buñ ko dàqee ba rek fa lay mbëkk jàll islam bu gisee loolu da koy fat li ñuy wax ni boo bañee ruur doo sàmm ci aw dikk doo dem ca tool ba fa mu yem nga teg fa sa jur bu ñuy dugg doo ko yëg islam bu gisee yu mel noonu da koy fat boo amul jëkkër loo ciy wut kon léegi bu ñu ko defalee nag may nañu la occasion nga dem defi lu la neex kon xale boobu ñëw mu ni dafa am choix am na liberté am loolu du liberté loolu libertinage la loolu mooy alfusuuq parce que dañ ko waroon a yar mu toog xaar borom këram waaw parce que boo ko defee rek am na fitu génn dem joxe ji boppam dem foo parce que du jëlee grossesse léegi protéger nañ ko protection boo xamante ni si mi ngi defi lu ko neex te dañuy wax ni njaaloo du caagee ni boo ci ëmbul rek njaaloo ko déedéet ñu bari dañu defee ni njaaloo fii ak jigéen ji ëmbul rek njaaloo ko benn rapport sexuel boo def lu ci juddoog lu su judduwul rek njaaloo ko loolu islam du ko nangu Serigne Moustapha loolu tamit ay loi yu ñu indil la mu jóge ca Gharb Occident ñëw ñu imposer ñu ko islam dafa attewul nag mais comme que dañu fi toogal islam ñu siy laaj bil kulliye pour mu gàtt rek islam du nangu loolu Serigne Moustapha déedéet ku amul jëkkër moom du palandi. d'accord waaw comme am nañ yeneen ñoo xamante ne ñoo nekk ci plateau bi ñu jox leen rek ñoom ñu xool nan lañ gisee seen gis-gis ci planification familiale bébé lan moo ci gis-gis ci planification familiale. waaw planique moom pour man bu ñu koy def am na fu mu baaxee mooy que ni di nga mën a toppatoo sa njaboot comme ni ko imaam waxee mais d'accord ma tamit ak xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi dem di defi planique ma am tamit question pour imaam ci planique. comme tey nga am sa borom kër nga bëgg a def planique mu ne la d'accord ma si est-ce que am nga droit nga daal di dem defi ko ngir sa wér-gi-yaram wala yar say doom wala que ni amoo si droit. waaw xam nga jëkkër ak jabar moom néegu sëy complémentarité la li ñuy wax takkaamul yàlla nag dafa jël baat bi jox ko ku góor ki ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa mais bu fekkee ni yow borom xam-xam yi am xam-xam. saytu nañ la xam ni lii la lay jural boo ko defulee mën nga cee jëlee yaram bu jagadi ba bakken bu ci mën a faatu kooku sa borom kër amul droit di la ko tere. islam daf ko wax yow boo feebaree moo la war a faj walaw maradan muzminan donte feebar bu dul wér la ba chronique sax moo la war a faj kon warul laa bàyyi ngay dugg ci feebar boo xamante ni si kenn du xamul fu muy yem waaw jëkkër ji moo la yilif nag mais côté wér gi yaram côté wér gi yaram la. bu la wóoree ni boo ko defulee mën nga cee jëlee jagadig yaram kooku warulaa tere pour nga bañ koo def mais bu fekkee nag ni boo ko deful ak dara loolu ne xool médecin yi nga xam ne ragal nañu yàlla waaw ñu xool ni kii bu ko deful mën na cee loru islam toujours rek day tenir compte ci wér-gi-yaram bi kon dañuy wax jikki borom kër bi mu bàyyi soxna si mu dem planning bu fekkee ne bu ko deful loraange mën na cee judd. wér-gi-yaram bi lan la par exemple yaay ji bu mën na si génn àdduna wala xale mën na si génn àdduna wér-gi-yaram bi dama bëgg nga tojal ma ko bu baax a baax quoi. waaw Serigne Moustapha wér-gi-yaram moom daanaka leeral na boppam wér-gi-yaram bi dellu ci yaay ji toujours nag yaay la ñuy gën a protéger parce que olof yi dañuy wax ni bànqaas bu fàq moo gën garab bu déjatiku wér-gi-yaram ci yaay ci doom waaw wér-gi-yaram ci yaay ci doom ñu wér.
parce que wér-gi-yaram loolu day yokk économie dëkk bu fekkee ne wéeroo foo toll yaa ngi las yow sa borom kër lim lay doy sax doo ko mën yow dootoo mën a togg dootoo mën a fóot dootoo mën a paase dootoo mën a bànneexu ak moom parce que talatoo ko bu fekkee nag bu la wóoree ne boo deful lii lee mën na la caa fekk loolu def ko wér-gi-yaram gi ci yaay ji ak ci doom ci mooy waxaat delluwaat rek ni islam amul lu ko jiitu ci sàmm wér-gi-yaram ma nettali tuuti rek pour wax la islam ni mu fonk wér-gi-yaram jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn saxaabi boo xamante ni si dafa amoon janaaba war a sangu janaaba te dafa am gaañ-gaañ ci boppam léegi mu laaj saxaaba yi ndax nu muy def moroomi saxaabaam dafa amee janaaba te am na góom ñun ko da ngay sangu de il faut nga sangu mu dem sangu affaire bi yokk mu jële ci jóge fa faatu mu infecté mu dee ñuy wax yonent mu leen rey ngeen doomi jàmbur ji loolu ku leen ko wax pour wax la islam ni mu fonke bakken parce que loolu bu la dalee doo sangu da ngay dem tiim ñoom xamuñu woon loolu ñu wax ko da ngay sangu par force ba mu sangu ba bakkenam faatu ci mun leen rey ngeen doomi jàmbur ji kon islam dafa fonk bakken fonk wér-gi-yaram loolu moom moo si jiitu ñëpp bu ko defee wér-gi-yaram ji ci yaay ji ak ci doom ji dañ leen a protéger ba ñu am wér-gi-yaram Serigne Moustapha. waaw ba tey ñu ñëwaat ci question yi rek ak Mamy Seye mi ngi ci plateau bi moom aussi ñu koy laaj en tant que jigéen te yaakaar naa yaay mooy bàjjanu goxu Kër Seydou ñu koy laaj en tant que jigéen moom nan la gisee planification familiale ak lan la ciy dégg ci ay avantages ak inconvénients lan la ciy dégg. waaw jërëjëf Tafa ñu dellu si waat ba tey waa planification familiale boo ko dee def pour sa wér-gu-yaram waa yoon la pour nga def ko ndax li nga xam te ne day soreel njur nga mën a toppatoo sa bopp toppatoo sa njaboot ni mu waree toppatoo sa borom kër loolu lu baax la mais tey jii bu fekkente ni yow defoo planification familiale yaa ngi jur ni ngay juree normalul en plus nef bi instant bi dafa bari ku nekk xam na ne nef baaxul ci wér-gu-yaram te wér-gu-yaram doomu aadama dañ ko war a sàmm dañ ko war a fonk kon nag planification familiale buñ koy def pour dimbali jigéen ñi la surtout pour ñu mën a espacer seen jur pour ñu mën a toppatoo seen bopp toppatoo seen borom kër ndax jigéen mbuus la boo xamante ne ni boo ko dee duy bu yàggee dafay fàcc loolu la ndax budditu jurukaay loolu dafa war a noppalu carrément mais tey jii bu fekkente ni da ngay nef bu noppaluwul ak bu ëllëgee mën na la indi ay conséquences yoo xamante ne ni doo xam foo koy waxee comme ni ko imaam waxee rek wér-gu-yaram moo jiitu lépp daal te planification familiale comme affaire wér-gu-yaram la fa la ñu def ko foog ñu def ko mais ñi nga xamante ni nag ñoom tey waruñu def planification familiale par exemple nga am jëkkër tey amagoo sax doom nga dem def planification familiale cause boo ci fekk rek yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la jërëjëf dafa loolu la amoon la ma ci sànni. Daouda Diouf moom aussi mi ngi ci plateau bi moom yaakaar naa am na soxna moom war na ci am expérience xanaa ci côté boobu noonu moom it ñu koy laaj est-ce que soxnaam bu ko tàggoon ni ko damay def planning est-ce que dina ko bàyyi Daouda. xam nga da nga naan seetaan wàllu médecine ñu naan laa nit ki kenn waru koo defal planning te àndut ak borom këram ci cabine bi ba borom këram jox ñu accord ñu defal ko lool ay yàgg même publicité même émission comme nii da nga ko daan yàgg di seetaan loolu ak kii cause bi mu wax léegi nit ki bu ñëwee amoo droit laaj ko vie privée am defal ko man tamit loolu daf may jaaxal parce que man loolu seetaan naa ko ba tàyyi bon ñoom tamit am na leen lu ñu mën a xeexal fii ñaari diine yi ñoo fi nekk muy diine l'islam diine chrétien te yaakaar naa amul benn bu ci diine d'accord ñaari nit sëy te seeni diggante daganul te am na loo xam tey bu ñu ko mayee xale yi ñun ci dëkk bi lañ nekk quoi am na loo xam bu ñu ko mayee xale yi wala ñu yombaleen leen ko am na lu bëri lu xew ci dëkk bi kon cause bi li ko waral lool la parce que naam damay sëy te du ma am doom yaakaar naa kenn du xam li ngay def ndax biir neexut a nëbb moom loolu laa koy laaj ndax droit bu changé la wala lan la daal bi may laaj imaam tamit mooy comme muy góor muy jigéen tamit nga am doom 3 mois 4 mois sa soxna jëlaat ëmb xale bi n'est-ce pas li ëpp de mooy dañuy arrêté nàmpam te yaakaar naa suñu borom nee na bu leen rey seeni doom bu ñu xoolee yonente bi muy dugg Màkka ci jaayante bi ñoom Hind doon def ñu jël ci benn pour mu gaaw daal bokk na ci bu leen rey seeni doom te xale bi nga war a nàmpal xëy na am na àpp muy góor muy jigéen mais ki nga nàmpal 3 mois
arrêté nàmpam rey doom bi nag du rey boo xamante ni da nga koy gas suuf ñàkk jàng sax rey sa doom la léegi imaam damay ñëw foofu ba xam muy góor muy jigéen l'islam nee na app bii ngay nàmpal ku jigéen wala app bii ngay nàmpal ku góor sinon bu mais question bi aussi sa question bi yow est-ce que soxna si doon tàggatoo def plan naam dama koy bàyyi ci comme ni ma wax nii parce que mënul am doom lu tegu ay 4 mois mën na jëlaat ëmb te li may bañ li ma wax noonu parce que sa doom boobu kon dañuy arrêté nàmpam parce que mënoo ëmb di nàmpal kon ci moment boobu waxuma luy gudd la mais ci moment boobu dama koy nangu waaye du gudd. mën naa ni question dafa laalaale tuuti sànq plaidoirie imam bi muy wax ci ñi ngi dooleel xale yu jigéen wala xale yu góor yi nga xam ne ñu ngi ñëw di def planning alors que amuñu jëkkër léegi ñun ñu toog fi ñëpp dañu jóge ci famille imam dama koy interpeller par rapport ak foofu ñan ñooy ñëw ci structure de santé yi suñu ay sœur la suñu ay doom la suñu ay rakk la ñoom ñoo xam déjà le sexe ñoom ñoo am éducation sexuelle déjà ci kër gi lañ ko jëlee xamuñu ci mbedd bi lañ ko jëlee xamuñu mais tey ana responsabilité parents yi fan lañ koy situer parent bi yar doomam mu xam sexe bëgg a def lu muy def te du ëmb bëgg a def ji planning familial ba ñëw fëgg suñuy bunt parent boobu fan lañ koy situer xale bu jigéen bi nga xam ne ñëw na fëgg sa bunt mu toog mu ni dama bëgg def planning familial ndax bëgguma sama bakkan loru ci ëmb wala bëgguma ëmb di ko yàq wala bëgguma ëmb tey ji am doom di ko rey yow en tant que personnel médical nga am conscience personnelle non du moins conscience professionnelle du ay jullit rek ngay recevoir du ay chrétien rek ngay recevoir di nga recevoir façon nit bu nekk te client dafa am lu ñuy wax un droit le droit du client waxatuñu malade waxatuñu patient mais on parle de client maintenant kooku ñëw war a bénéficier wu ci service de soins boo xamante ne yow yaa opté ni personnel médical nga soin bi da nga koy prodiguer nit ki mu ñëw soxla soin boobu bàyyi papaam bàyyi yaayam bàjjenu gox bi ay sëtam ay maamam bàyyi ñëpp am éducation boppam xam sexe ñëw bëgg a def planification familiale nga xam loraange yi ko mën a dikkal moom di xale bu deful planning familial ndax bu ñu fàttee sama commencement wax nee naa planification familiale du rek soriantool njur te ñun cadre bi ñuy waxee c'est comme si ku ñëw def planning rek c'est parce que dafa bëgg soriantool njuram wala dafa bëgg def lu bon déedéet planification familiale dafa nekk fi pour xeex ak feebaru néegu sëy yi xale yi déjà classe de 4e ci lañ am programme buy wax ci planification familiale xale yi def 4e yëpp koo ci laaj méthode planning mën na la wax bii mooy méthode planning bii mooy méthode planning parce que dafa bokk ci programme bi ndax parents yi tey bu seen xale yi jàngi jee ba wàcc ñi ngi leen di interpeller ban leçon nga def tey da nga def planification familiale est-ce que xam nga planning kan moo ko war a def Sénégal xale yi fu mu toll ni ñun ñëpp xam nañ lan mooy préservatif publicité buy jàll nit ñi di ko wax ñëpp xam ko mais est-ce que jël nañ temps boobu wax ci sexualité ak suñu doom yi le sexe dafa nekk loo xam ni c'est tabou duñ ko waxtaanee suñu biir kër xale yi nga xam ne ñi ngi koy xam fan lañ koy xamee ci réseaux sociaux yi ci film yi ci yeneen ak yeneen ci la ñuy xam ne lii mooy sexe ñu koy pratiquer ñooñu nga xam ne xam nañ ko ba di ko pratiquer bu ñu ñëwee fëgg suñu buntu tey nu ñu mën ci protéger leen ci feebaru sida wala feebaru hépatite B wala yeneen feebaru néegu sëy yu grave wala ëmb te bëgguñu ko wala ñuy dem di yàq ëmb wala ñuy am doom di ko rey nun ci mën dañ ciy bay suñu waar parce que am na lu ñuy wax fuite de responsabilité déjà bu am ci parents yi ñun ñu am wàll boo xamante ne il faut ñun ñu jël ko bu ma dellu see tamit ci sa question lan la woon déjà. ndax dafa amaat beneen droit bu génn. Pour wax planning lu tax duñ ko def au début bi planning di commencer dañ daan wax nit ki su ñëwee dañ koy laaj ndax jëkkëram la mais dem nañ ba gis ni ñii ñëw di def planning sax dañu amul jëkkër déjà am na ñoo xam ne amuñu jëkkër normal na ou normalul ça dépend ci conception ki nga xamante ni moo ñëw di ko def mais yow mi nga xam ne yoon mayu la jigéen ñëw ni la bëgguma ëmb di ko yàq wala bëgguma ëmb di ko rey yoon mayu la nga ni ko du ma la defaral soin bi pour aar la ci ëmb ndax nañu delloo suñu xel kii ñëw ni la bëgguma ëmb c'est parce que déjà am na pratique bi parce que déjà am na conception bëgg na ko def ñun dinañ def suñu rôle de conscientisation en tant que personnel médical selon service bi nga xam ne moom ngay ut si xam nga en général dans les villes ou bien yenn kii daan na am ay centres régionaux foo xam ne dañuy espace jeune lay doon dañuy waxtaan ak xale yi mais temps waxtaan ak xale yi boobu amul ñun xale bi ñuy gis xam nga kan lay doon xale bu pare bëgg a def planning te amuloo droit refuser ko
ki nga xamante ne dafa am borom kër wala amul borom kër mën na ñëw ni la am naa borom kër wala amuma borom kër tu n'as rien pour le vérifier mais li nga mën a def mooy xool ndax kii mën na def planning wala mënu ko def ndax méthode bi méngoo na ak yaram wala méngoowul ak yaramam nga leeralal ko ji ci nekk ba mu accepter ko par son choix libre et éclairé ñun ñu mën leen ko defal parce que am benn rôle boo xam ne ñun bu ñu ko bëggee jox en tant que personnel médical day metti ñi ngi ciy bay suñu waar mais ñun duñu parents yi éducation de base dafa nekk déjà ci biir kër gi ci école ba la ci kër gi la peut-être dem ci imam seeti ko la waxtaan ak moom avant ñuy egg fenn fi nga xam ni xale bi soxla na pour ñëw def ci planning familial ñun waxtaanatuñu ak xale yi ñun rek déjà ñun rus nañu wax ak suñu yaay ci sexualité duñu wax ak suñu maam ci sexualité ñun dañ koy jàng ci biti comme ni ma waxee sànq dem ba nga xamante ni planning moo fi sës parce que tàmm nga ko mënoo teyiti sa bopp. kon soriantuloo jur bi pour sa njaboot. kon ban rôle la parce que boo soriantuloo sa njur pour say doom. yaakaar naa si éduquer la war a nekk. mais yaakaar naa la majeure partie si dëkk bi ñu nekk quoi. boo wàccee rek yow sa doom li ngay njëkk a def pour libre da nga koy dàq ci mbedd mi. kon nan nga soriantuloo sa njur pour nekk en l'aise la xanaa mais du kon toppatoo. waaw loolu moom question bu ñuy réserver xam naa ñoom mami ak ñoom bébé lañ koy jox mais man en tant que personnel médical man su ma recevoir par exemple une femme boo xam ne daf ma wax dama bëgg def planning familial dinaa ko xamal lan moo tax a jug planning familial organisation de naissance boobu dinaa ko xamal ni pour ñaari nit la li ma waxoon sànq yow mi nga xam ne yow la ñu ubbi sa butitu njurukaay mu war a wér balaa ngay jël ëmb yow mi nga xamante ne yow yaa war a delloo si deret bi nga ñàkk balaa ngay jël ëmb yow mi nga xam dañ la yokkoon bi ngay am doom nga war a ñëwaat loolu yëpp delloo si waat sa yaram balaa ngay jël ëmb ak xale bi nga xam ne war nga koo nàmpal au moins 6 mois doo ko jox ndox doo ko jox lem doo ko jox beurre ba mu mat 6 mois nga accompagner ko ba 2 ans nga doogay jël ëmb dinaa ko expliquer ci ñaar yooyu mais am na rôle boo xam ni bu fekkee parents yi ñoo ko war a def bu fekkee te ni bàjjenu gox yi aussi ñoo ko war a def su ñu ko bëggee incomber ñun en tant que personnel médical foofu day metti mais en général suñu dajee ak xale boo xam ne bëgg na planning familial dinañu waxtaan ak moom en tant que suñu sœur dinañ ko conseiller dinañ ko xelal mais bu taxawee bëgg a def choix am te ñun loolu moo ñu fa tax a toog dinañ ko defal un choix libre et éclairé. waaw foofu naa si ñëwaat. Imaam dese naa beneen question. question bi ma dese nag moom bu ma soge la. soit da ngay gis ku am jëkkër. soit dafa déposer ay kayitam yooyu am na fi da ngay déposer kayit si benn. entreprise ñu war la jël ci diggante boobu ñu maye la nga sëy léegi li ngay def bu ma jëlee ëmb dans 2 mois te maa ngi xaar la day empêcher sama liggéey bële waaw amagoo doom mais am nga jëkkër mais def nga planning familial da nga ko anticiper mais amagoo doom parce que yaa ngi ko kii ci mbiri àdduna lañ ko mën a wax parce que mbiri àdduna moo tax tey nga def planning familial te yooyu am na waaw dañoo nekk ci kii moo tax doo mën a wax lépp mais loolu imaam loo am la loolu tamit ngir nga dimbali ci askan wi ndax askan wi dañoo tëju de il faut ñu décoder leen askan wi ci yu bëri dañoo tëju te imaam loolu moom sama nijaay loolu seen rôle la lu bëri dañ cee tëju te yooyu nag am na fi da ngay gis ko am jëkkër balay am doom mu def planning familial. da laaj na fi bu leen rey seen doom wala taqtulu awlaadakum xasiyata al infaq nahnu narzuqukum wa iya loolu sax xëy na ci mi ngi dellu ci ñu doon jur di sànni mais bu leen rey seen doom alquran toujours rek li may wax léegi dafa wax ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahun xawlayni kaamilayni liman arada an yutimma arradaa kon ba tey wér-gi-yaram islam a si jiitu ñëpp dañu yaay yi nañu nàmpal seeni doom ñaari at yu mat xawlayni kaamilayni ci boo ko bëggee matan nag boo neexee tam nga wàññi liman arada an yutimma arradaa mais feral tamit jigéen du ko def sax te tàgguwul jëkkëram da ngeen ci war a d'accord sa jëkkër yi war a lu proposé feral la te yow d'accord ci kon feral xale jëkkër ak jabar dañ ci war a d'accord waaw ma ni feral doom du dañ koy feral te yéen ñaar ñëpp d'accord leen si. même sa doom sax boo koy feral da nga war a tàggu. soxna si war nga ko laaj avis ba ngeen d'accord ci waaw. bu ngeen d'accordé alxuraan li mu wax ñaari at yu mat xam nga bu ñu woon ñaari at yam xaw lay ni rek dégg mais kaami lay ni la ci teg yu mat sëkk waaw buñ ko mënee nàmpal loolu islam gën a bëgg pour lan mu am wér-gi-yaram xam nga maa ngi wax léegi mag ñi dana ut téere bootaale boo bindee yenn aaya ut reenu ngeer boole ci takk ko boo ko tekkiwul doo ëmb ñi xam ne fas la ñu amoon fas ko nga takk sa tànk wala sa ndigg doo ëmb boobu forme planning familial loolu mag ñi ñëw ci pour lan xale bi mën a nàmp ba am kantan waaw mais li mu wax léegi bu fekkee ni dafa dem rek mu nef looy am mooy xale yi góox ndeer yooyu borom biir yu rëy yooyu nga xam ne njariñ duñ ko am dañuy xiiboon islam bëggul loolu
bu sañoon xale yi dañ leen di nàmpal looloo tax ñuy defi pexe pour bañ ñu neef moom islam bëggu ko diggalu ko kenn parce que benn xale bi du wér yaayam du wér waaw ci mën a dugg ci lor parce que xale yu ñàkk kant ñooyu boo armée du ko jël islam soxlawu ko mënul dem xeex kon nag ñu fexe ba mu am wér gi yaram loolu tamit defe naa ni lu baax la. daaw de posé na la benn question aussi. mooy par exemple jigéen bi nga xam ne am na jëkkër. waaw mais dafay jàngi wala muy dem def du mu liggéey. waaw bañ a ëmb tax mu def. maa ngi ciy ñëw ci lii damay tontu Kodien tuuti rek. ci côté bi mu duggoon xale bu jigéen bi nga xamante ne si amul jëkkër ñëw bëgg a planning xam nga ñoom dañoo bari ay jaar lañu dañoo bari pax. ay code quoi dañu leen di lay code xam nga bu njëkk bu njëkk boo musaani ñëw hôpital. lu leen tuddee woon patient. wala boog ñu tudd leen lan. waaw léegi waxatuñ ko. client. parce que xaalis la indiwaale. waaw client moom bu amee rek commerce dugg na. moom dafa ubbi pour am xaalis. kon ki ñëw tàgguwul yaayam parce que nee na affaire sexe dañ ko def sujet tabou. nit ñi dañ ci wax xale boobu bu dikkee ni la damaa bëgg a planning yow lu tax doo remplacer waajuram parce que xale yi xam nañ ko dañ ko banaliser boo demee ci réseaux sociaux yi. maanaam mu tontu ko en tant que mère quoi. voilà nga xool ndax bu doon sa rakk la yow bu doon sa petite sœur la ndax di nga ko defal wala boog sa doomu rakk yaa xam ndax di nga ko defal en même temps lu tax doo ko laaj waajuram dem woolu ko waajuram ni ko sa doom mi ngi bëgg def lii ndax yëg nga ko ñu jéem a conscientiser xale bi. parce que nee nañ xam na ko ba pare foo xale yi doog a juddu sax xam nañu loolu xam nañu wàllu sexe parce que léegi ñu ngi leen di imposer pour jàngal leen ko ci école yi kon loolu du lu ñuy nëbbati tey jii demal ci kër yi nga xamante ne si dañu am wifi ku ne yaa ngi toog sa roq di connecté wu xale boo ci jógee mu gën a def portable ci kanamam parce que la muy xool bëggoon nga gis ko léegi éducation bi moo yàqu ca suuf éducation de base amatul. waaw imam waaw éducation boobu yàqu noonu responsabilité wu kan la. partagé. maanaam papa yaay ba ci bii abi environnement société bi ku ne def ci am part de responsabilité ñëpp nag ci la ñu bokk su ma waxee bàyyiwuma kenn ñëpp ci la ñu bokk parce que nu ñu sàggane woon ba xale yi xam loolu te waruñu koo xam da nga war a xaar ba am boroom kër mu njëkk ci yow looloo jaadu mais nag xam na ko mi ngi koy jëfandikoo dañ koy aar loolu moo dul dëgg du yoon comme que nag ñun moomuñu suñu bopp dañ ñu not d'une part indi ñu ay loi yoo xam ni xamu fu mu jógee. les lois importées quoi. voilà moo passé na sax importé ko mi nga wax ne feebar yi ko ci ñoom ñu ngi protéger feebaru yaram yi mais am na feebar bu gën a bon feebaru yaram mooy feebaru ñàkk sa diine te fii dañ fi jaar rek nga xam ne dañuy examiner borom bi dafa wax ni dama leen indi àdduna après da ngeen di dellu waaw binduma leen ngir fo dama leen indi àdduna amul lu ma leen fii doyee bu paree nag da ngeen di retourner ci man. bu paree ma laaj leen ku nekk loo fa nekk woon afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun di ngeen dellusiwaat binduma leen ngir fo mais bul xool conséquences yi ndax mën na si jël ëmb ëllëg moo ku ko jël loo ëmb yow amoo jëkkër ku la essayé loo sax yow ku la essayé loo amoo jëkkër wax dëgg yàlla xaaral bu am jëkkër. te imam souvent jigéen ñi koy def. dañuy am doom dañ leen ëmbal fee. après ñu bañ ñu am benn doom loolu moo jaaduwul sax. keroog rek àjjuma bi passé maa ngi ciy bayaan si jumaa ji. ngir lépp li ko waral mooy ñàkk sëy kese buñ ko jafan nan yombal sëy maye xale yu jigéen ngir yàlla waaw maa ngi wax ak xale yi góor yi. sama morom yi gis nga tey damaa dikk nekk seen morom. ci coin des jeunes. coin des jeunes man maa ngi ko tuddee sax ruq xale yi. ruq ndaw ñi mooy coin des jeunes. kon boog ngir yàlla. alquran dafa waxoon wala taqrabu zina. bu ko jigee la wax. waxul fu ci alquran ne njaaloo dafa xaram dañu bu ko jigee. ma joxoon exemple bi ci jumaa ji. ci waxtaan bi passé ma ne leen mi ngi mel ne alquran tere gi mu ko tere moo gën a garaaw sax ci mu waxoon ni bu leen ko dafa xaraamal naa ko. mi ngi mel ni ñu bëgg laa tere sangu géej non kayaar la lay tere bul dem kayaar la wax waaw bul dem dëkk bu am géej boo fa demul doo gis géej doo ko jiyee doo fa sangu noonu la teree njaaloo bu ko dëkk baa ngi toj xam subhanallah loolu kay dëgg li ma la wax mi ngi toj léegi nag dañuy laal lépp bul dem dex bul dem géej xàndaar ga sax bu fa dem wala déggu si baab mu leer bul jige bul laa ndax amagoo jëkkër ngir yàlla
mais nag gis nga si télé bi réseaux sociaux yi gis nga jàng nga ko xam nga damay essayer wóorut naa day màtteeg du màtte bul jox sa loxo ay waay suñu rakk yi ak suñu doom yi suñu sëdd yi loolu bàyyi leen ba egg ca meññante la rek bu ñoree tàbbi jarul xalab jarul xayli waaw loolu daal est-ce que duñ koy teel a jàng comme kii li mu wax kii lañ koy jàng loolu koy xam nga ni waaye ñun dañoo yëliful suñu bopp maqibul xasafa fil farj xasafa mooy bopp sakara bu dugg ci awra jigéen loolu bàyyi dina ko jàngal doom loolu bu amee rek ci buy jàngale bu sangu farata war na foofu rek su boobaa da nga war a sangu set loolu bàyyi du ko jàngal doomam donte coin de jeune xale yi la ñuy jàngal na ngeen baal ma ci leeral la rek. parce que Sénégal fi dañ naan tabu la quoi. voilà boo jàngale fekk moom nee naa da ngay fekku rek pour wax boo fekkuwul doo ci mën a dugg mais coin koo jee ngir yàlla nekkal bàjjenu gox sa sa barab bee nekk fa yaay nekk fa mag ak rak xale yi buñ dikkee nga delloo leen bul xool xaalis bi rek baax na nag ndax moo tax nga tijji xew après xam naa dinañ gëse ci suuf voilà ndax sama kii la yàgg nañu tawarkal la pour bañ a jël temps bi rek waaw bu ko defee ñu joxaat ko tuuti kii lu mu laajoon kii am jëkkër am place jàpp ni bu fa amee doom day tardé du ma leen kooku c'est pas normal jaaduwul wala muy jàng sax kooku moom jaaduwut am nga jëkkër Oustaz Alioune Sall lan la doon wax fii maa laalee fii maa bañ laalee xam nga alxuraan dafa am fii maa boo xam ni day delluwaat am boo xam ne daa jokkaloo fii maa bi dellu mooy doo laale doo am doom fii maa bi jokkaloo na na fii maa dëkk bundul laale gone dafa jooy kon fii maa laale dañoo war di laale waaw c'est pas normal c'est pas normal place rek tax nga ni du ma jël ëmb boo fa jaaree far jaasir amatoo doom foo jëm foo ne nga dugg fa ci koojee defal ma traitement jëm ci sëriñ bi defal ma téere defal ma ñaan fekk yaa lor sa bopp bu ko defee rek pour bañ a jël temps bi ñoo ngi jégalu di dégluwaat yeneen questions yi rek. Foli dafa mel ni am nga question pour kan. waaw am naa question pour Kodieng est-ce que les jeunes filles yooyu noonu bu ñu ñëwee est-ce que di nga leen laaj seen âge ndax majeur na pour nga mën ko defal planification boobu noonu. voilà en même temps aussi muy beneen laaj ci kaw laaj boobu noonu tey jii man en tant que comme ni nga koy waxee jigéen boo xam ne damay planifier te am naa jëkkër di planifier ngir sama place bale ma bëgg. est-ce que tey su ma ñëwee expliquer la su ma ñëwee pour planifier di nga ma laaj su ma ne la marié bu bees laa est-ce que di nga ma jox benn conseil boo xamante ne comme quoi que bàyyil ba nangam comme conseil boo xamante ne dina di en tant que non en tant que sax sage-femme en tant que médecin conseiller nit ki ndax di ngeen am ay conseils yu ngeen koy jox proposition yoo xamante ne di ngeen ko jox ba mu refuser ko ngeen soog koo defal ou bien day ñëw rek wax li mu bëgg ngeen defal ko automatiquement. déjà man damay ñëw d'abord ci imam terme client bi lan moo ko indi bu njëkk ba dañ doon wax malade di wax patient ñu gis ni malade yi kenn respecté tu leen dañ leen di saaga ñii dañ leen di jànd ñii dañ leen di yuuxu ñii lu nekk lañ daan daj. d'ailleurs ñoo doon def loolu. personnel médical dafa am ñu ko daan def ñun dañu bokk ci jeunes yi nga xam ne dañuy ñëw am benn défi bu ñu war a relever ñu ni malade bi même bu fekkente ni dërëm la fay xaalisam la fay donc dañ ko war a jox toutes les services bi nga xam ne kii fay 1 million kii fay 1 milliard ñooy am loolu moo indi terme client bi parce que le client lan la ñuy wax le client il est roi pour wan malade bi que ni donte 100 francs 200 ngay fay sa service da nga ko fay da nga ko war a jot ni mu waree côté boobu ci la ñu waxee le terme client di dalal sa xel imam xam man lan moo ma arrangé en tant que clinique d'accouchement clinique Sëñ Bamba Diadio su ma sañoon chaque année jigéen ñi ëmb man loolu moo may xaalis mais planning familial mayu ma xaalis parce que clinique d'accouchement bu fekkente ne jigéen ñi ëmb ñu imbi wuñu doo am xaalis. donc du directrice ma lay laajaat foofu. planning familial ñaata lañ koy defee wala méthode de contraceptive yi. yëpp bu si nekk dafa am boo xamante ne boo jël rek. bon ça dépend nag ak fi nga koy defee. structure privée yi ak structure publique yi. ça dépend ku ci nekk ak offre de service bi nga xam ne moom la koy def. pour dalal xelu imam man su ma sañoon chaque année rek jigéen ñi di wasin man boobu moo may xaalis mais bu fekkente ni da ngay ñëw jëf planning mu 500 1000 francs dem man du ma am xaalis nay jaar woon waaw loolu la planning pour jàppale jigéen ñi la rek jàppale jigéen ñi moo leen tax a jóg waxuñu kenn limité dañuy organiser sa naissance espacel noppaluwul pour yow nga noppalu aussi pour xale bi léegi di nga ma baal tuuti Sophie lan moo nekkoon question bi. waaw question bi mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy dem. pour bëgg place. bëgg a def planification est-ce que suñ ñëwee dinañ am conseil
ak jeune fille yi nga xam ne dañuy ñëw pour planifier. est-ce que di ngeen jéem a xam seen âge ndax majeur na ou pas. d'accord gis nga ci biir planification familiale sànq dama wax benn mot bu am solo muy le counseling. counseling ci leeralal nit ki la mais aussi ci conscientiser ko ñun avant ñuy nekk personnel médical sànq imam mi ngi ciy classe ñun dañu nekk ay yaay dañu nekk ay sœur. man de clinique Sëñ Bamba Jaajëf koñ yëpp xam nañ ñu bu weesoo offre de service nag ñun dañuy déplacé wu dañuy dem ci tontine yi dañuy dem ci natt yi dañuy dem ci tuur yi d'ailleurs moom këram ñëw nañ fa waxtaan ak moom conscientiser les gens ñu xam lan mooy planning familial xam lan moo nekk ci feebaru néegu sëy ak nan lañ mën a def pour éviter ko moo tax ñun suñu amee malade sànq may naan duñu robot bu ñu amee client bu ñoo bëgg benn service dinañ la expliquer certes service bi mais dinañ waxtaan ak yow conscientiser la laaj lan moo tax nga war a def bëgg a def lii ñu wax la bi baax wax la li bon wax la li nga war a mën a def ak li nga xam te ne conseil wuñ la ko d'habitude sax dañuy wax en matière de planification familiale yow personnel médical ton choix ne compte pas expliquer nit ci nga wax ñi ngi wax sànq ci ay ñoo xam ne marié na ak marié wuñ mais am na yaay yoo xam ne ñoom ñooy indi seen ay doom yoo xam ne du ñoo xam ne dañu marié mës naa ci am benn cas une jeune fille non mariée yaayam moo ko indi mais bi ma laajee yaayam dafa ne ma kii mënul téye boppam il faut ma defal ko planification familiale imaginel tey Koñe Diagne wala keroon di non kii duma ko defal planning familial suba mu ëmb loru ci suba mu ëmb yàq ko ñu jàpp ko suba mu jur doom dal di koy rayaat loolu moo tax ñun am na foo xam ni dañu tënk li ñu tënkee moom mooy lan dañu nekk ci benn société régie par des lois régie par des règlements comme ni ko imam waxee sànq te Senghor dafa am benn baat bu mu waxoon nee na qui parle ma langue épouse ma culture agent de santé lañ dañu nekk di def santé mais dafa am ay lois yoo xam ne ci biir santé la nekk surtout en matière de planification familiale may dalal sa xel bu baax loi bi c'est la société organisation mondiale c'est la société société waaw organisation mondiale c'est les sociétés ñun la mais du ñun en tant que personnel médical ñun ñooy taxaw wax lii beneen bu may continuer fu ma bëgg dalal sa xel moom mooy rôle boobu nga xam ne yaa ngi koy xaar ci ñun dañ koy def ñun sœur lañu au-delà des bàjjenu gox ñun ay sœur lañ ay yaay lañu suñu ñëwee malade bi su ñëwee dañ koy xool dalal ko waxtaan ak moom dañ koy conseiller bu baax. waaw kooku dalal sa xel. voilà am na beneen question mooy est-ce que mën nañu wax xam ñaata méthode moo existé ci planification. waaw bon imam bu ma mere nag damay commencer ci méthode yi nga xam moo gën a yàgg. ak ci méthode yi gën a wàcc. amul yoo xamante ni moom la Sénégal gën a reconnaître. moom laa lay waxal bàyyi ma tojal la yëpp comme xale yi la dama bëgg xale yi xam lu leer rek balaa ñuy kii. ñaar yi nga xam ne moom moo njëkk benn bi ku jigéen daf koy def ak ku góor dañ koy def ñaar yooyu su ko góor defee wala jigéen def ko ba ilaa yow mi din du ñu amaat doom xam naa imaam boobu lay bañ. mooy bi ñuy dëpp butitu njurukaay waaw bi ñuy dëpp butitu njurukaay ak bi nga xam ne ku góor ki dañuy takk fi nga xam ne fa la walax njaan bi di jaar. kon góor day planning. planning familial yéen a ngi wax mais en général c'est les couples qui le font des fois jigéen day toog sax jëkkëram moo naan ko ba fàtte woo sa pilule bi ñaari planning yooyu ñoom ñooy planning yi nga xam ne c'est des méthodes yoo xam ne c'est irréversible maanaam soo ko xësee def doo ci delluwaat ginnaaw léeg-léeg am jigéen ñoo xamante ni seen utérus day dem ba dootu mën a supporter grossesse bu ñu defee césarienne par exemple 5-6 césarienne dañuy obligé dëpp bu tudd njurukaay bi ñaar yooyu am na méthode yoo xam ne yàgg nañu comme bi ñuy wax appareil DU bi nga xam dañ koy def sa butitu njurukaay boobu mën na nekk ak yow ak 10 ans am na yeneen ñaar yoo xamante ne ay brin la bii 5 ans la voilà DU moom moo nekk noonu mooy nekk sous forme de T boobu fi nga xam fa la ëmb di sosoo foofu lañ koy teg bu nekkee foofu ëmb du fa sosu mën nga nekk ak moom fukki at. moom ñaata la mën a durer. moom laay wax nii mën na nekk ak yow fukki at mais waxuñu la ni la soo ko defee fukki at tant que fukki at yi matul doo ko dindi su la neexee def ko tey bu subaa nga dindi ko heure bu la neex nga koy def heure bu la neex nga koy dindi. am na appareil yooyu am na yeneen ñaari méthodes yu gudd benn bi 3 ans la muy implanton bi am na boo xam ne 5 ans la muy jadel bi benn brin bi am na jadel bi ñaari brin la implanton bi mën na def 3 ans jadel bi aussi mën na def 5 ans lu ma wax ci appareil bi rek moo ci nekk heure bu la neex nga koy def heure bu la neex nga koy dindi su la neexee noppalu at su la neexee noppalu ñaari at mais doone tant que 5 ans yi matul du ma ko dindi wala tant que ñetti at yi matul du ma ko dindi yan effet secondaire la mën a def par rapport ak méthode brin bi xam nga ñun suñu organisme dafa am lu ñuy wax système immunitaire moom lépp loo dugal ci sa yaram te xamu ko rek balaa mu koy mis day jéemoon ni muy réagir pour xeex ak loolu maa ngi jël misaal rek ci nit bu loroo tey par exemple bu jëlee ëmb xelam dana tey
dina bëgg a wàccu biiram dina metti parce que organisme système immunitaire moom mooy jéem a xeex pour génnee loolu moo tax soo defee tey jii brin bi ne nañ commencement bi mën nga am lu ñuy wax ay spotting maanaam nga gis tokk deret tey mu arrêté bu subaa mu ñëw ginnaaw suba mu arrêté genre saignement quoi. waaw ay saignement ay tokk deret lay doon loolu su dalee ku jigéen ki dañ koy wax soo ñëwee am na garab yoo xam bu ñu la ko joxee mën na bàyyi des fois nag saignement yooyu dina dem ba romb 8 jours te xam nga saignement su rombee 8 jours ak jigéen nekkatul règle loolu ay saignement la tudd loolu aussi am na garab yoo xam bu ñu la ko joxee mën nga bàyyi am na jigéen ñoo xam ne aussi da leen di may tuuti yaram loolu effet secondaire la boo xamante ni brin bi daf koy def. ci effet secondaire brin bi la doon méthode bi voilà am na ñoo xam daf leen di may yaram comme am na ñoo xam du leen mën a may yaram am na ñoo xam ne commencement bi mën nga miir comme mën na metti sa bopp c'est le système immunitaire qui réagit. am na benn point bu am importance boo xamante ni dama koy faral di dégg souvent. ñu ne brin bi dafay réer des fois si biir yaram. est-ce que loolu tamit doy waar. En matière de planification familiale il y a tellement de rumeurs loolu la ñuy wax ay rumeurs la planning familial brin bi kenn defu ko sa biir yaram ba muy réer si suufu der bi fii lañ koy def yow da nga ciy teg sa bët mango da nga ciy teg sa bët da nga koy làmb di ko daj donc y a pas possibilité muy réer mais détracteurs yi nga xam ne ay xaritu oustaz lañ te dañoo ragal oustaz ñoom ñooy favoriser loolu di indi phobie boobu ci biir ñi di leen tiital di leen ragal pour wax leen brin bi day réer sa yaram du réer de loolu dañuy wax rek fii lay nekk ci suuf dañ ciy teg sa loxo heure bu la neex nga koy def heure bu la neex nga koy dindi da nga ma posé woon question 5 ci méthode de planification familiale te bugguma ñu réer bi ma jógee ci yu guddi yi dama bëgg a egsi ci piqûre bi am na piqûre bi nga xam ne chaque 3 mois soo ñëwee dañ la koy piqûre boobu mën nga gis règle comme mën nga ñàkk a gis règle ma bëgg ci dimbali nag jigéen ñi tuuti en général dañoo deret bi mi ngi taaju sa biir benn bis lay sotteek non déjà règle lan la xam nga jigéen dafa am ñaari magasin yoo xam ne suñu borom daf ko defal ay nen moom la ñuy wax ay ovule weer bu nekk benn nen day libéré wu mu ñëw taxaw ci utérus bi mu xaar nga sëy ak sa borom kër période féconde mu nekk grossesse sëyoo ak sa borom kër wala période bi nga sëy ak sa borom kër fécondul nen bi sotteeku xoosaale utérus bi sotteeku daal di nekk règle jigéen dina ëmb juróom-ñeenti weer du gis règle am li koy waral moom mooy jigéen dafa am ñaari ferñeent oestrogène ak progestérone tey jii soo jëlee ëmb benn ci ferñeent yooyu toowam dafay yéeg moom li muy def ci sa yaram mooy day tëj buntu magasin yi nen yooyu nekk kon nen bi du wàcc pour ñëw taaju sa biir di nekk rek wala ñàkk nekk rek parce que ëmb mi ngi foofu tey jii lu mel ni brin bi ak piqûre boobu ferñeent boobu lañ ko defaree soo ko jëlee buntu yi aussi day tëju nen bi wàccul règle taxawul kon deret bi tëjuwul foofu ba ñuy wax ne day tëju sa biir wala da ngay sotteeku deret après bu weesoo piqûre aussi am nañu comprimé yi ñaari façon aussi la am bi nga xam ne boo koy jël di nga gis règle mu am fer ci suuf pour compenser perte de sang yi ngay def ak bi nga xam ne soo ko dee jël doo gis faute bu yooyu weesoo am na ñaari méthode bi nga xamante ne mooy kawas ku góor gi ak kawas ku jigéen yooyu ñooy méthode yi nga xam ne dañ lay aar ci bañ a jël ëmb mais aussi ñoom ñoo lay aar ci feebaru néegu sëy mu préserver ñoom rek mooy méthode urgence yi quoi. non eggaguma ci méthode d'urgence yi ñaari yooyu méthode de planification familiale la am na ci ku góor am na ku jigéen moom la ñuy wax préservatif yi mais ñoom ñaar rek ñooy méthode bi nga xam ne dinañ la aar ci nga bañ a jël ëmb mais aussi ñu aar la ci feebaru néegu sëy bu yooyu weesoo am na lu ñuy wax les méthodes d'urgence comme pilule du lendemain forme de planification familiale pour ki nga xamante ni dafa fàttee jël pilule am moom la ñuy wax doomu jàmp fàtte naa jël dem sama pilule sëy naa ak sama borom kër tey ragal naa mu nekk ëmb ñun la soo jëlee boobu yàlla mën na def ovulation du am foofu mën nga bañ a jël ëmb. pilule du lendemain ñaata yoon nga ko mën a jël si année bi wala ci mois bi. ni ma ko waxee sànq doomu jàmp la du méthode boo xamante ni de planification continue la pour soo rëccalee rek ci nga ko mën a jël pilule bi dafa am mécanisme d'action nan lay def sa yaram ba ëmb du fa sosu cycle artificiel boobu nga xam ne moom lay créer mu sotteeku nga xam ne ëmb du fa taaju. moom aussi amul benn effet secondaire pilule du lendemain. boo ma mayee rek ma ñëw ci. voilà yoo xam naa ne pilule du lendemain intéressé na la trop mais c'est très normal c'est les jeunes dafa bëri jeunes yoo xam ne dañ koy utiliser te xamuñu ko pilule du lendemain ñun boo seetloo en général ñi koy jënd sax dañ koy jënd de manière clandestine mais ñun suñ koy dañ lay wax ne lii du moyen de contraception buy yàgg. pour comme ni ma la wax fàtte nga ñëw sa rendez-vous fàtte nga jël sa comprimé ragal nga jël ëmb nga jël pilule du lendemain mais soo ci dee abusé tout abus est nuisible mën na la indil suba ay problème de santé am na ñuy wax sax ne suba mën na jox ay cancer du col de l'utérus ou bien cancer de l'utérus ñun duñ conseiller jeunes yi ñuy def tout le temps di jël pilule du lendemain moom doomu jàmp la tudd bu loolu weesoo am nañ des méthodes de contraception naturelle
maanaam nga ànd ak sa borom kër ba mu war a tuur ndoxam mu rocceeku mu tuur ko ci suuf. am na yoo xam ne aussi dañuy compter jour bi boobu moom xam naa dina neex imam parce que ñaar ñoo koy def góor ak jigéen yow ak sa borom kër yéen a koy def yéenay d'accord parce que sa borom kër mënu la soxla tey nga ne ko non maa ngi ci per bu marron bi wala maa ngi ci per bu weex bi dañ ciy d'accord voilà dañ ciy d'accord ak sa borom kër voilà xalal dañ ciy d'accord ak sa borom kër jour bi nga gis règle dañuy compter jour yi nga xam ne mën nga ci am dama ci gis ay couleur quoi par exemple am na rouge am na marron am na blanc am na marron foncé aussi couleur yi lu muy signifier d'accord soo ñëwee ci per bu rouge bi moom mooy wane ni gis nga règle jour boo ñëwee rek da ngay xëcc pneu bu noir bi mu nekk ci kii bu rouge bi yow ak sa jëkkër nga xam ne jour bi jour règle te yaakaar naa l'islam moo njëkk a tere sax ngay sëy ak sa borom kër ci kaw règle période boobu ngay xëcc per bi chaque jour boo gisee règle chaque jour boo gisee règle période boobu doo ci sëy ak sa borom kër boo ñëwee ci beneen couleur per bi nga xam ne moo ci toll am nga carte blanche mën nga sëy ak sa borom kër mooy blanc bi voilà mais boo exewaatee ci marron bi nga xam ne day jàpp ay 11 12 14e jour bi dañ lay wax attention période bi boo ci sëyee mën nga jël ëmb nga décider yow ak sa borom kër ndax da ngeen di sëy ci période boobu jël ëmb wala da ngeen di abstinence pour bañ a jël ëmb ci per bu xonk bi si kii nga koy teg di compter sa bopp. non da nga koy téye genre collier la nii rek. genre course la quoi. ah tudduma ko de collier laa wax collier ñun collier la ñuy wax collier. non foo ko téye. collier la collier daal laa wax man mooy méthode collier bi léegi loolu mooy méthode planning familial yi nga xam ne ñoom ñoo. léegi man gis naa benn méthode boo xamante ni xaw na ma jaaxal aussi boobu yaakaar naa sax li ma ko gis bariwul am na boo xam ne dañu koy tax sa jumbu comme genre passement la. ah boobu man xamam batch yi nii moo nekk nii waaw boobu moom agseegul Sénégal quoi batch yi moom bii moom egseegul fii xamaguñ ko waaw egseeguñ fii waaw waaw yaakaar naa kon leeral bi am na solo parce que yaakaar naa ni jigéen ñi aussi war nañoo mën a xam lu bari ci méthode yi parce que souvent yéen est-ce que nit day ñëw rek ni la méthode bi laa bëgg rek ngeen defal ko méthode boobu ah non non te foofu moom dinaa la remercier sax pour ndax di nga ma permettre ma waxtaan ak suñu mbokku jigéen ñi wax leen planification familiale personnel médical moo koy def booy dem da ngay dem ci personnel médical soo koy arrêté aussi da nga war dem ci personnel médical planning am na bu ci nekk ak sa yaram ban la méngool par exemple am na ñoo xam dañu am seen tension bi day yéeg ñooñu mënuñu jël comprimé yi soo dul ñëw rendez-vous périodiquement ñuy xool sa tension duñ ko xam am na ñoo xam boo mu amee problème de foie wala problème cancer du sein wala problème mu diabète doo ko jël mais jigéen ñi dañuy def ban ngay def comprimé bi dañuy dem pharmacie ñu dem jëndi ko et loolu day indi ay problème pour wax la ne ku ci nekk soo ñëwee ñun suñu defee counseling initial wax la méthode yëpp yi am boo tànnee dañuy def counseling spécifique mais suñu defee counseling spécifique il y a ce qui wax li ñuy wax critère d'éligibilité xool ndax mën nga def planning wala mënuloo def planning mais aussi xamal ku jigéen ki que ni ko planification familiale du pour yàq ëmb parce que jigéen ñu bëri dañuy yaakaar ne soo ëmbee nga def planning da koy yàq alors que déedéet mi ngi mel ni nga jël sa pont rek teg ko ci mur bi di dóor plus ngay jël garab bi plus bi ngay dóor ëmb bi di gën a dëgër parce que ferñeent yi ñu koy defal ce sont des hormones de la grossesse donc du yàq ëmb mais daf koy dëgëral te ku ci nekk ak bi sa yaram àndal. am na pilule boo xam ne dama gis ni 21 lay nekk. 21 bi la parce que nee nañ boo toogee benn jour jëloo ko. après da nga koy fayaat quoi. kooku nu ñu koy expliquer. voilà par rapport ak pilule bi moo tax kuy jël pilule bi souvent dañuy waxtaan ak yow laaj la ndax kuy gaaw a fàtte nga wala ndax doo gaaw a fàtte parce que pilule bi loolu lay bañ bu fekkente ne da nga doon naan comprimé yi nga fàtte benn comprimé dañ lay wax heure bi nga ko fàttali ko dama nga naan sa comprimé heure bi nga waroon naan su jotee terewul da nga koy naan donte day doon 2 comprimés ci jour bi. bor lay nekk quoi boo war a fay. da nga koy naan de suite même bu fekkee day nekk ñaari comprimé ngay naan soo fàttee 2 jours selon plaquette bi fi nga toll ci première ou deuxième rangée ci la ñuy xam nan lañ lay corriger ndax am na yoo xam dañ lay jox li ñuy wax contraception d'urgence nga naan pilule du lendemain ba pare ñu jox li ñuy wax méthode d'appoint préservatif pour mu accompagner la 1 semaine avant muy defaat efficacité moo tax foofu li ciy mën a dimbali jigéen ñi moom mooy su fekkee da nga fàtte 2 jours nga revenir ci structure bi nga xam fa nga defee woon wala beneen structure de santé nga expliquer dinañ la wax nan nga mën a def pour mën a jël ëmb bañ a jël ëmb foofu. am na benn question bu ma bëgg laaj aussi est-ce que préservatif ñaari kii yëpp mën nañ ko seq. comme par exemple ku jigéen ki monté ku góor ki monté ñuy sëy. non pas besoin ñu def ko xam nga préservatif bi li ma wax sànq dafa am ñaari fonction yu muy def du nekk ni rek pour planification familiale mais pour aussi xeex feebaru néegu sëy bu ko kenn xësee def rek keneen ki soxlawul moom mu koy def
li ci nekk comme particularité mooy bu fekkente ne ku jigéen moom moo ko def dañ koy wax rek nga def ko 30 minutes déjà mi ngi protégé wu soxlawul keneen ki moom di ko def. merci am na solo directrice. imam bul sànni brique de. waaye nag yéenay jàppale xale yi de waaw yéenay jàppale xale yi ñu gën a taañaañal ci mbon gi li mu expliqué nii léegi dañuy am fit pour nag fital rek parce que léegi soit am nga préservatif comme ni mu ko waxee wala plus du lendemain après demain ci yem. sur lendemain ñoo ci yem wax dëgg yàlla daal ñun man li nga fi wax ni ñun soxlawuñu loolu dikk na rek amuñu ci pexe mënuñu si dara ndax dañu indil yoo xamante ne si moomuñu suñu bopp foofu la ñuy wax rek bu fekkoon islam mooy àtte moom pur et dur yi nga fi wax yëpp dañ ko jël sànni ci àll ba soxlawuñ ko man planning bi gën a rëy mooy téye sa bopp nañu yar njaboot gi conscientiser leen ay jullit lañu ñi dul ay jullit am nañu diine benn diine nanguwul ngay sëy ci amoo borom kër nga dem moo xam jàkka ñu xutba la maa nga dem église ñu maye la ku ko ci defit ak njubadi nga ko teg kon waajur yi nañu wax ak seeni njaboot ku ne nag am na ci part de responsabilité dañ ko partager ñëpp nag àdduna yëpp mais loolu may wax koo jee moom tabarkalla fi mu ne jox nga ko publicité na wax na foofu moom ba nga fa duggee dafa kontaan tabarkalla dawal na ba sori macha allah mais yooyu wax dëgg yàlla ngir yàlla xale yi njaboot gi avant tout ay jullit lañu te borom bi dañoo indi ci kaw suuf wax naa ne dañuy delluwaat wax naa ne foo gis am ñu fa jëm daa am lu fa xew fii bi ñuy programme bi daa am lu fa xew mooy émission bi armel yee daa am lu fa xew moo tax gars yi di dem yàlla na yéex demaguñu waaw foo gis ñuy dem rek te dañuy dellu wallahi dañuy dellu kon nag loolu nañ ko sóoraale bu ñu xool rek topp suñu passion topp bakkan yi lu mu ñu imposer rek ñu ne acca déedéet dund gi dafa gàtt mais ni ki la fi indi dafa amee règle yu mu la tëralan est-ce que ñun dañuy ñëw rek pour dundal bakken est-ce que loolu rek moo ñu indi ci kaw suuf li ñu fi wax yëpp pour bànneexu àdduna la bakken bi la ñuy dundal mais ruux gi waxuñu lu ca jëm te dañuy delluwaat ay waay xale yi jigéen yi xew na nag waaw lu xew la de mais lu xew lu ne day xew yi waaw àdduna lu fi xewoon te xew yi bari na waaw mais bul wax rek man majeur naa am naa liberté xam nga bu ñu waxee ni jigéen am na liberté rek boobu lañ ko sànq jigéen warul libre te boo amee liberté ci libertinage la jëm muy génnu topp toujours loolu lay jur mooy da ngay dañal ba mbëkk miir bi jigéen dafa war a yem ñu yilif ko rawatina xale bu jigéen léegi ñëpp am fit waaw li ñu waxoon rek kersa moo amatut waaw li yonent bi waxoon ni fukk dinañ ko yëkkati kersa ca la bokk waaw ñu ay xottu yu ñuy dox lañu rek fi mu nii wax dëgg yàlla lu dikk la nag ay vague yu dikk la jógee bitim réew suñuy njiiti réew war ñu ca dimbali wuñ ci ñoo ubbi bunt yi waaw muy mbalit muy ñëw ñu koy tuur sëgg leen par force ñu sëgg ñu ne dañal ni fa si course waaw vraiment doy na waar ëpp na mat na tool ëpp na waar mais nag loo ci am mënoo ci dara ñoom koo jee daan naan situation oblige mënoo ci dara waaw mais xale yi jigéen jànq yi ngir yàlla téye leen seen bopp ay jullit lañu diine moo ñuy contrôler moo ñuy wax fa ñuy teg parce que yaa def sa adhésion ci diine ci boo ci bokkul waxuta yem mais yaa ci bokk dama ay règle ñu teg fii ngay tàmbalee fii ngay yem fii ngay tàmbalee fii ngay yem mais boo ci duggee ba pare ne man libre naa lu ma neex nga def lu la neex def koo jay yim fi wax nga jël say xawma beneen la xawma martu ah lu ne nga bëgg koo ci def sa yaram dina la perturber parce que fi nga ko dugal dëkku fi dina indi ay douleur bopp yi metti dina mu ni dalay may yaram dalaa ëf nga naan may fu mu la mayee yaram dalaa pompe nar laa rey rek parce que fi ñu ko dugal bokku fa dëkku fa dina am ay effets secondaires yu muy def loolu nag kenn amu ci pexe waaw li ma waxoon rek ci tàmbali mooy dañ ñoo not indi ñu nañu xool nag nu ñuy fexee ñu nit ba génn ci rek mais suñu doom yi ngir yàlla toog leen xaar borom kër mais maa ngi wax am na bu mu dugal loolu léegi ñu bàyyi ko mooy nañu may xale yu jigéen ñi Moustapha teel a sëy islam xamul mariage précoce de amu ci loolu ñun lañu bëgg a tuur lëndëm rek parce que foofu imam dinaa laaj parce que damay dégg ñu naan jigéen bu gisee mbaax rek mën naa sëy mais souvent da ngay gis koo xamante ni day gis mbaax ba pare ñu dafa précoce loolu nuñ koy expliquer maanaam gis mbaax parce que nee nañ jigéen bu gisee mbaax bu commencé indisposé rek
war nañ koo may waaye balaa gis baax sax gis baax daa sori di parce que souvent da ngay gis koo xamante ni day mat sëkk di balaa gis mbaax islam déggoo li ma la wax kay leer na xamul mariage précoce islam xamu ko 6 ans bu araamoon yonent bi du ko def 6 ans la am ñu may ko yonent bi 9 ans mu sëyi bi muy am 18 ans la yonent bi génn àdduna fu muy amee subhanallah waaw suñu mag ñëpp dañoo am ay xale yu ndaw ñu delloo leen si aasu xale mag yëpp tabarkalla mag yi diine yu mag yi ayyuhal laa'imuuna fi maymuna xalilul lawm ayyuhal laa'imuuna loolu alaaji Abdou Aziz xale bañ ko mayoon waaw xale bu ndaw ñuy wax mu ni yéen ñi may yedd ci sama maymuna mi te ngeen ma bàyyi ak sama maymuna mi rek waaw loolu araamut mais léegi bu ñu waxee mariage précoce kii xale la te bu demee ci kii ñu defal ko mu dem njaaloo ji loolu kenn du ci wax mais loolu tamit vraiment muy njaaloo précoce kenn du ci wax waaw xale bu ndaw aca bismillah léegi ñu jox kii comme ñu jox bébé même tuuti ko ñu jox bébé rek mu ñu xool la lay moom ñaax xale jigéen ñi parce que yaakaar naa moom mi fi comme en tant que jeune ñu xool la lay ñaax xale jigéen ma leen di ñaax mooy ñu téye seen bopp rek xaar jëkkër defe naa loolu moo gën nga dem di defi planique di am na ñoo xam ne sax seen parents yi xamuñu lu ñuy dund te buñ demee ci sage-femme bi mu defaral leen di dund li ñuy dund seen parents yi xamuñu si dara yar nañu ba sonn mais dañuy génn yàq seen bopp may wax tamit ni ñi nga xam ne am nañu boroom kër parce que léegi dañu gis ni wér-gi-yaram amatul léegi bu njëkk ba da ngay gis da ngay ëmb ba wasin ñi nekk ci biir kër gi sax mën nañ koo bañ a yëg mais léegi foo wannee lor rek ñëpp xam ko ndax wér-gu-yaram dafa amatul damay préférer nag boo demee ba yàlla may la sa bopp nga daal dem defi planique noppalu ba pare nga doog a jëlaat ëmb loolu laa amoon lu ma ciy sànni. joxoon ma moom say micro bi moom en tant que mère moom yow ngay gisee xale yi def planique familial te amuñu jëkkër ak ñi koy def te parce que dañu bëgg noppal parce que souvent da ngay dégg jigéen ñi naan non damay noppalu jur xewi na noppalu Tafa ak fa mu waree ak ñi war a noppalu li ma la wax sànq rek ci ko dafa am loo xam te nañ ko bëgg a teg ci kaw sage-femme yi te du yoon ñu koy teg seen kaw ndax sage-femme dafa am fu mu commencé mais dafa am fu mu war a yem tamit mënul matale lépp na tey fa sage-femme la mënul jël rôle sage-femme jël rôle mère ci biir këram jël rôle mag puisque tey li nga xam te ne ñoom moom la ñuy def mooy bu nit ki ñëwee def planning ñi waxtaan ak moom par exemple kon ñoom lu ñu mën def nañ ko ndax waxtaan bi moom mooy cause bi waxtaan nañoo moom ndax bëgg nga mu ne waaw ki nga xam ne dafa volontaire na bëgg na bu ñëwee mënoo ko ni dama ko defal na tey bu jugee foofu mën na dem feneen ñi defal ko kon tey bu ñëwee bu waxtaanee ak moom ba ñu d'accord ñoom ñaar war na ko mën a defal moo tax ma ne à chaque fois sage-femme bi am na fu mu commencé mais tamit am na foo xam ne fa la yam ndax rôle bi am na loo xam te ne mère de famille ñoom ñoo ko war a def am na foo xam te ne ca école ba la li may ñaax tamit xale yi jigéen yi mooy ñu gën a góorgóorluwaat gën a takkaat seen sër bu dëgër ndax dara jaru fee yàqam te jaral tamit jaru daw bay daanu ndax planique tey jii boo duggee ci biir bu ñu la waxee conséquences yi ci nekk am na ñoo xam te ni ñoom ñoo ko war a def mais am na ñoo xam te ni waruñu koo def ndax tey jii boo amulee jëkkër dem def planique tey da ngay demaat delluwaat di fajuwaat pour bëgg a am doom te loolu pour man ay conséquences la yoo xam te ni war nañ koo mën a moytul suñu bopp ñun sama mbokku jigéen nag laay waxal maa ngi delluwaat di leen ñaaxaat ne leen kenn ku nekk bala nga jug def planique da ngay laaj cause yi ba xam lan moo ko waral ndax planique ñi mu wan mooy ñi nga xam te ni seen jur dafa jegeyaantoo trop pour ñu soriwee seen jur ñooñu ñoo tax a jug planique ak ñi nga xam te ne dañoo volontaire tamit pour def ko jërëjëf dafa wax ni nañuy dimbalante ci lu baax lu bon bu ci kenn dimbalante taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan luy jur bàkkaar bu ci jàppale kenn waaw Bamba jërëjëf sa clinique maam Bamba nga ko tuddee maam Bamba lii may wax loolu lay wax waaw xam naa sax bu bénéfice bu bëree war nga cee yóbbu Touba nag ndax da ngeen di jël yëpp tuddee maam Bamba tuddee sëñ Fallou clients yi ñëw di joxe te du ngeen yóbbu dara sa jumaa ja waaw jag si jërëjëf rek bu affaire yi kii yee na nga am benn revenu boo xam ne dellu Touba mais daal jàppalante ci lu baax la ñu wax mais jàppalante ci lu bon loolu tamit islam du ko mën a nangu nañu bàyyi xel rek toujours jiital islam bi lii maam yi wax du ma d'accord moom war na mën a taxaw taxawaayu yaay taxawaayu mag wax ak xale bu jigéen bi man ba wool ma sa yaay war na mën a egg ak moom foofu moom boo jiitalee am bi nga ciy am loolu man du ma mën a nangu
lu ma man ci fexe ba bu mu ko def man foofu loolu laa bëgg. waaw ko dinañ ñëw ci yow mais comme temps bi xaw na ñoo xoj yaakaar naa ne des temps bariwul ñu jox la nga am loo leeral yaakaar naa am na loo bëgg a tontu imam après ñu dugg ci deuxième et dernier point bi yaakaar naa sax liñ ci laal du bëri parce que temps bi xoj nañu mooy avortement clandestin yaakaar naa war nañ ci laal tuuti. imam merci jërëjëf sëñ Bamba jaajëf moom wuyu na turam ñun ay taalibe lañ ñëw di liggéeyal ngir sëñ Touba déjà ñun suñu ay prix social rek war nañ dañuy liggéeyal sëñ Bamba ndax dañu nekk une clinique d'accouchement ñëw établir à Pout may nga ma prétexte pour ma wax ci mais jëluñu benn yoon prix clinique consultation générale ci clinique dafay nekk 10 000 mais ñun Bamba jaajëf dañ ko def 3 000 pour liggéeyal sëñ Bamba consultation sage-femme nekk 5 000 ñu def ko 10 000 lépp ngir liggéeyal sëñ Bamba accouchement danaa fay publicité bi loolu amul problème chèque laa leen di bindal balaa may dem accouchement yi fi muy nekkee 200 000 dama ko defoon 70 000 ma dem ba gis ni mi ngi kii jigéen ñi ma wàññiwaat nekk ci à 50 000 francs bu loolu weesoo hospitalisation bii nekk ay 25 000 par jour wala 40 000 par jour ñun dañ ko def 12 000 pare di la jox ndékki di la jox añ di la jox reer te bu tàkkusaan joxee ñu jox la café Touba nag lépp ci liggéeyal sëñ Bamba mooy ñu dimbali la ba feebar boobu bu mu la def waxuñu la demal boni dañ la yow mi nga xam ne yaa ngi ci sëy feebaru néegu sëy bi am na lii mën na la cee aar yow mi nga xam ni yaa ngi toll ci am doom nangam ak nangam mën na laa jàppale ba nga soriyantool sa njur yow mi nga xamante ne yaa ngi toll ci bëgg a am doom munoo am doom planning familial mën na la jàppale suñu dellu see rek ci li tax a jug planification familiale du ñu réeroo imam dañuy bokk li ñuy wax ñun encouragé wuñu xale yi kaay leen ngeen planning déedéet waxuñu xale yi dem leen ngeen boni dañu ni planification familiale mooy organiser leen naissance yi kan mooy organiser naissance mooy ki nga xam ne toll na ci am doom ki nga xamante ni mi ngi am doom moo war a noppalu pour mën a jëlaat beneen ëmb moo war a def nàmpalu 2 ans boobu lislaam santaane ñu ni yow mi nga xamante ni yaa ngi ci biir néegu sëy moytul feebaru néegu sëy yi nii ak nii nga ko mën a moytoo moo tax suñu méthode yooyu boo ko jëlee sànni ñaari at yi nga xamante ni dañ ko bëgg ci lislaam duñ ko am parce que léegi fas yi amatul léegi am na ñoo xam sax lëndu jargoñ lañ daan utiliser mais méthode yooyu amatul comme ay esclave rek daf daal ma mënatuma am téere bootaale mais garabu bootaale mi ngi foofu pour nga noppalu ci 2 ans yi gis nga personnel médical yi def planning familial bu ñu jaawale suñu ay rôle sànq madame mi ngi ko wax ñu ngi koy saluer di ko appuyer tuuti rek ni ko ñun dinañ def sax des fois plus que ça parce que nit dina ñëw ñu waxtaan ak moom xam nga sànq maanaam la Bamba jaajëf man bu nit ñi dee am doom ci laay am xaalis man accouchement moo may arrangé mais ba tey su fekkente ne nit ki ñeena ma dama bëgg a noppalu dinañ la wax ni lii ak lii ak lii moom moo la mën a noppal moytul feebaru néegu sëy man ci jeunes yi damay interpeller parents yi nañu bàyyi xel ci xale yi nañu waxtaan ak ñoom nañ leen delloo siwaat parce que loo xam ne defoo ko ci biir rek jàppal ni ci biti keneen moo ngi la koy defal ñiy ñëw ci suñu structure yi mooy ki nga xam ni dafa informé nañu xool schéma bi xale bi jóge këram jóge fi mu nekk ñëw ba ci sa bureau mu toog mu la dama bëgg planning kooku mooy kan mooy ki nga xam ni am na activité sexuelle déjà mi ngi sëy am na jëkkër amul jëkkër ki nga xam ni am na doom wala amul doom mu ne dama bëgg a planning parce que dama bëgg a soriyantool sama njur kooku ku pare la déjà mu ñëw li nga mën mooy di nga waxtaan ak moom xamal ko abstinence bi parce que abstinence déjà ñun dafa bokk ci suñu forme de traitement yi parce que déjà ñun boo amee feebaru néegu sëy ñun li ñu lay njëkk a conseil mooy nga def abstinence booy def sa traitement fexeel ba ci période bi nii bul ci sëy ak sa borom kër multipartenariat duñ koy xeex dañ lay laaj ñaata partenaire nga am conseiller la waxtaan ak yow mais ki nga xam ni da nga ko war a defal benn service mu ñëw jël ci service boobu li nga mën mooy nga jox ko bi gën ci moom fexe au moins ba li nga xam ne imam wala keneen ak keneen ñi ngi koy xeex ci biti ñun à notre niveau bu excès parce que imam sànq mi ngi wax mais moom avant lay wax avant ñuy jot ci xale bi am na liggéey boo xam ne du ñun ñoo ko def mais suñu xësee jot ci xale bi wala ci femme bi nga xam ne moom moo bëgg planning dinañ ko xamal ni planning lii ak lii ak lii la lii la moo ci mën a fekk lii mënu la ci fekk loolu moom mooy suñu rôle moo tax boo ko xëjee sànni rek 2 ans yooyu l'islam wax duñ ko respecté de bàyyi ñu jël méthode yi rek. voilà merci beaucoup ñuy waaj a dugg ci ñaareelu pàcc bi muy avortement clandestin bi voilà donc avant loolu man damay conseiller xale yu jigéen ñi comme quoi que ñi nga xamante ne jotaguñu am ay borom kër ñu téye seen bopp vraiment ba yàlla may leen parce que fii comme niñ koy waxee rek ku nekk am nga ku la bëgg jéem a la xool la gën ci yow nga dem ca
vraiment parce que toog fii foowee sa bopp tey sa ëllëg mi ngi lay xaar vraiment góor ñi tamit nañu góorgóorlu gaaw takk tamit bàyyi ragal bi bàyyi yoxi bi tamit vraiment voilà non mais góor ñi nañu takki borom benn yi nañu wuti ñaar borom ñaari wuti ñett borom ñett yi wuti ñeent ñi amagul dara nag moom nañu am fit daal di dem xool xale yi jigéen ñi vraiment famille yi tamit nañu yombal sëy yi parce que foogu bari gi loolu moom moo ko wund donc ñuy dugg ci deuxième point bi di avortement clandestin bi nga xamante ne lëmbee na dëkk bi trop mooy loo xamante ne bëri na te lu ko waral mooy li imam di bañ mooy planification bi nga xamante ne jeune fille ñu ngi koy def kon tey oustaz comme bëri na yaakaar naa ne bu ko bañee defal xale yi day gën a bëri te yaakaar naa ne chaque année ñu ngi siy ñàkk suñuy ndaw yu bari. waaw folie comme ni nga waxee parce que recherche yi ñu def gis nañ ni nee nañ 51000 ñoom ñoo ciy loru ci waaw chaque année ñoom ñoo ci loru 51000 Sénégal xam nga loolu bari na ñoom ñooy loru ci avortement clandestin yi te yaakaar naa loolu bu après code nañ ci gën a leeral lan mooy waral loolu lu bari parce que souvent ñu koy def ay xale yu tuuti la ñu doon dañuy dem taxawaalu ba ëmb dem gis benn médecin boo xamante ni sax mën naan du médecin mu yàqal leen seen biir te loolu conséquences yi si mën a am bari na waaw bon kon pour ñu gën a xuus si débat bi rek yaakaar naa li ñu dese si temps bariwul parce que temps bi xooj na ñu ndax timis léegi mu jot ñu jox ko rek di ko laaj lan mooy avortement clandestin ak ki koy def ak ki koy deflu lan moo leen ci mën a fekk après. mooy avortement boo xam ne ñi ngi koy def de manière clandestine je pense que bu dul avortement médicalisé bi ñuy wax ni ñi ngi xool projet de loi bi voté nañ ko ou pas avortement moom fu ñu ko tuddee fii Sénégal c'est clandestin parce que le personnel médical warul def avortement ñun duñu def avortement mais foo déggee avortement clandestin rek mooy loraange am na ba ñu yëg ko mais yi nga xam ne ñi ngi koy def te kenn yëgu ko duñ ko wax duñ ko sax comptabiliser mais suñu waxee avortement clandestin c'est parce que xale bi ko doon def loru na wala sonn na ba ñu jàpp ñi ko doon defar te en général c'est un personnel non médical qui le fait dañuy dem ci koo xamante ni peut-être mës na nekk hôpital bon xamuñu rôle bi mu fa doon jouer ñu dem ci moom wóolu ko jox ko seen bopp mu indi ci ay giraawaal yi loolu mooy indi problème avortement moom c'est pas légalisé wuñ ko man duma ko def des fois damay toog bu may nekk ni causerie ak suñu kii bi ñuy waxtaan dama man bi ñuy def cours avortement sax dama ko dawoon man maîtriser wu ma xaw ma nan la ñuy defee avortement clandestin di wax ni avortement clandestin bari na trop ci dëkk bi surtout ci xale yi te li koy indi moom mooy dooleeluñu planification familiale li tax dooleeluñ ko moom mooy xale bi dañ koy bàyyi mu am jikkoom am meloom mel ni mu mel encadré wuñ ko ba mu jël ëmb par du am benn pexe parce que day bañ ñu réprimander ko wala dara mu ñëw dem yàq ji ko sànq nee nga xale bi taxawaalu jël ëmb non c'est pas xale bi taxawaalu kese moom mooy jël ëmb mais viol yaa ngi fi am na ñoo xam ne dañ leen di violer ñu jël ëmb mais gàcce boobu poids boobu day diis ci ñoom ba dañuy dem ñu def avortement clandestin mais li ñu mën a wax moom mooy avortement clandestin comme c'est clandestin duñ ko def ci matuwaay yi war duñ ko def ci li muy laaj moo tax le plus souvent lu muy indi moom mooy ay giraawaale yu bari moom moo ciy jóg waaw muy nekk loo xamante ne benn personnel médical du ko def waxuma la yow mi ko def mais ki ko yëg ki ko xam ba ñuy ñëw di ko def si sax ku la ko gisoon wala mu yëg ko wala mu xam ko rek yoon day daanu dal ci sa kaw. avortement clandestin rek je pense que kooku day laaxatu ki koy def day laaxatu ana lan moo ciy taxawaayu diine. jërëjëf Serigne Moustapha li ma waxoon léegi rek mooy ñàkk sëy bi rek ñàkk sëy parce que yow doo dem jàkka ja maa nga dem église ñu maye la ba nga ëmb ba pare dem di yàq sa ëmb kooku di nga ko lijjantee sa jëkkër de xale koo fi gis ñu sànni ji ko demul woon jàkka ja mbaa demul woon église parce que man du ma la takk di waaj xar mu ma tuddee nga am sama doom pare di ko sànni jëb teen kooku di nga wax foo ko dugal waaw kon loolu ñàkk sëy moo waral cause bi yëpp base bi yëpp ñàkk sëy la ba pare xale yi téewuñu seen bopp mais bu demee ba loolu amit islam dina am taxawaay bu mu ci am avortement clandestin médicalisé bu ñu demoon tey ba voté ko day am ay yu ñuy teg ay dawaabit yoo xam ne ci la ñuy xool ndax war nañ koo dindi wala waruñu koo dindi papa moo ko violé rakkam laak wala magam islam yoonam néewu ci loolu parce que bakken boobu war a ñëw bi ñuy violé suñu borom mi ngi fi te moo bàyyi muy ñëw doone gàcce gi poids boobu kon lañ fi jëlee bakken bi déedéet
dafa am foo xam ne nag bu fa eggee kenn du ko dindeeti mais buñ koy dindi day fekk li ma waxoon léegi ci wàllu wér gi yaram mais du wàllu viol bi ak ki ko def da koo jege xamuñu kan la bu jóoru du ñu xam baay bi bu ñu xamul baay bi xam yaay ji kooku war a ñëw dafa am droit de vivre waruñu koo xañ loolu di ko rey islam du ko nangu bis buñ ko voté tam lii ma la wax bu fekk bu ñuy dindi biir daal xam nañ ne yaay ji daf ci nar a loru islam dina bàyyi ñu sauver yaay ji mais viol bu mu mënti doon papa sax bu ko defee doomam laa la wax islam du maye ñu dindi ko déedéet ndijaay ak mag ju góor rakk ju góor ak lépp bakkan boobu nañ ko bàyyi mu ñëw parce que ki koy bind mi ngi fi woon moo noon naa fexe du judd ndax lii dafa ñaaw baay bee ko def waaw mais am na foo xam ne tam bu demee ba egg fi boo ko faatee bakken nga faat waaw buñ koy dindi kay day fekk mu nekk direct comme niñ ko waxee alxuraan ni mu ko waxee mais am na foo xam ne bu dee yàgg bu egg ba egg fi dootu ñu la may nga dindi ko kon loolu islam moom taxaw na bu xam nañ ci position bu yàgg mooy li ma waxoon ko nañu maye xale yu jigéen yi nañ leen maye te yombal ko waaw góor ñi lu ñuy ñaanee parce que li ñu teg pour boo ko indee ñu may la moo bari nañ wax ak waajur yi boo fekkee da ngay indi 1.500.000 loolu jaaruwul jàkka ja lañ fay daganal sëy mooy 22.000 francs loolu mooy rubu' dinar loolu mooy daganal ab sëy la ca des loolu bokkul ci sëy bi ay premier cadeau 500.000 1 million loolu bokku ci liy daganal diggante bi liy daganal diggante bi ñeenti junni ak ñeenti téeméer la ca des bu saa yàlla indee xéewal nga defal ko sa soxna nañu yombal mbir yi xale yi sëy bu xale yi sëyee kii bu moytuwul sax dootul am ko mu gis naa kan kaay ma defal la plan yi yàlla xam na ko waajur yi nañ ci taxaw yar seeni doom te ñu teel leen dugal néegu sëy waaw buñ bëggee jóge ne fi xam naa bëgguñu mu jóge fi nag bëgguñu ko waaw mais islam daal lii moo ci taxawaayam yàq biir moom buñ ko voté ak buñ ko voté moo ci yam lii ma la wax koo ci demee loolu la lay wax fu ku mën a jógee affaire bi da koy fi lay ne di ko xalaat yoonu islam newu ci ki war a ñëw nañ ko bàyyi mu ñëw rek papa ma ko ëmbal maga ma ko ëmbal rakk ma ko ëmbal du tax ñu dindi biir boobu moom day protéger xale bi war a judd quoi waaw kooku duñ ko may kenn ma ne islam fu muy nangoo ñu dindi biir mooy yaay ji nar cee loru waaw su boobaa ñu protéger yaay ji islam boobu taxawaay la ci am mais daal bu ñu bañee yàq biir nañ may xale yi man de du ma ut sama xarum bu ma war a tuddee ngay sànni ci sama doom maa nga ko yàq di nga ko lijjanti de koo gis mu koy def maye wuñ ko wax dëgg ñi am jëkkër kay sa ngay waaj pour ñu ngénte la kooku sa xoma goro bu ni muy dégg njaag xoma njaag la ñuy wax xoma lan nga yàqal comme njaagam c'est pas normal nañu maye xale yi te yombal ko nag li ñuy laaj dafa bari waaw man xam naa ne moom maa ngi si terrain bi moom boo ma gisee rek ni ma taxawee nii rek imam ci télé nga nekk de télé laa nekk si télé laa nekk maa ngi nuyu de passage sax première dame waaw soxna Fatou yaa ngi sama xarit si dik waaw mooy première dame kër Seydou parce que mooy imam mooy première dame de waaw maa ngi koy nuyu de passage macha allah tabarkalla mais nag non mi ngi ñëw moo rakk mi ngi ñëw incha allah rabbi mais lii daal mooy solution bi waaw nañu may xale yi soxna si loolu daal lañ ci amoon li ñuy wax mais loolu islam da ko mën a nangu. waaw imaam jërëjëf waa Rési ñi ngi wax ne léegi daanaka 10 minutes moo ñu dese te yaakaar naa timis mi ngi dugg di jox bébé rek ak même monsieur ñu wax seen xalaat ci avortement clandestin wala avortement sax en général comme ça ñu def tour de table après ñu tëj ba beneen yoon incha allah. waaw Tafa avortement moom xam nga ni kenn du ci ànd ak kenn donc comme li imam wax rek wax na lépp presque donte ni sa papa bi la jur moo la ko teg amoo droit nga di ko dindi imam wax na lépp amatuma lu ma ciy sànni. waaw man moom je suis contre. avortement moom dama ko contre duma ko d'accord te duma jëm sa d'accord ndax lu ñëw lu nekk rek yàlla la da nga koy téye. li ma ko waxee sànq rek ñu def attention ci seen bopp du ñu mën a jéem a protéger seen parce que téye sa bopp si ay kii di ñaawal naan góor bu la bëggee du la laaj sa bopp ak nangam même bu la bëggee bu la bëggul yow xam nga looy dundal sama bopp ma la gënal bu la nit bëgg ba bëggal laa bëgg sa bopp bëgg leen seen bopp. ngeen tëye seen bopp vraiment ngeen suturaal seen bopp aussi parce que loolu suturaal sa bopp la bokk vraiment bu boobaa yaakaar naa ni doo am benn problème boo xamante ne di nga fi toog di stress wala nga fi toog di wëri fooy yàqe ji ëmb vraiment voilà kon donc nee nañ ku mag moom mooy toog si kaw di gis lu kawe xale moom mën a toog fii yéeg ba si kii xaw ma nuñ koy waxatee pël Fuuta laa nag dégguma olof te du gis dara vraiment donc j'espère que di ngeen ma comprendre
kon loolu ça veut dire juste que ñun peut-être jaar nañ fi xam nañ danger bi fi nekk yow mi fi awagul dañ lay mettre en garde comme quoi que yow nga mën a am opportunité boo xamante ne kële fa mu jaar ba fa kastalu yow doo fa jaar vraiment conseil la boo xam ne jeunesse su ñëpp laa koy jox jigéen ñi ak góor ñi tamit vraiment nañu yërëm jigéen ñi aussi tatakki comme ni ko imam waxee. jigéen ñi nañu maytu wala jigéen ñi nañu bàyyi nangam mais jigéen àndul moom kase jigéen àndul moom kase ñun góor ñi ñoo war a yërëm jigéen parce que jigéen am nga si ñett bu doonul yaay doon rakk wala doon doom te yaakaar naa ñett yooyu la entouré yëpp boo yëkkati woon lu bon doo leen ko yéene mais nag ni nga mën a aaree sa rakk ju jigéen wala sa doom ju jigéen yaakaar naa boo ko aaree rakki jàmbur te en général dëkk bi li ñu koy waxee rek ñëpp ay bopp lañu parce que ñëpp ay mbokk lañu koo ci def lu ñaaw sa mbokk nga ko def kon góor ñi ñoo war a ñëwaat yërëmaat jigéen ñi tamit xamaat seen bopp parce que jigéen lu seer la ni ko ñoom imaam di waxee rek ñoom doo nga am sóoratu yàlla moom lu mu beral jigéen dafa bëri ba tax na tamit nee nañu yéen a njëkk a dee si diine l'islam comme ni ko siira indee kon jigéen yàgg naa cher mais Sénégal nag toll na si foo xam na ngeen ma jégal nag mais daanaka dootuñu fi dara si kaw si ñoom ñoo koy teg seen bopp kii dafa am jëkkëram tukki muy fo ba loolu daal ko muy yàq ëmbam am na fi dañuy wax li si terrain bi rek am na fi waaw nit nan lay amee jëkkër nga nam ma ànd ak moom bay moy ak moom bay defaat beneen mooy muy yàq ëmb li indi yàq ëmb bi sax la ñu war a baax balaa yàq ëmb di ñëw. merci. waaw ñu jox Ousmane rek moom ci programme la bokkoon mais dafa génnoon quoi ñu jox ko rek mu sànni si ay quelques kàddu parce que tey si planning familial lañ doon waxtaan ak avortement mu sànni si ay quelques kàddu après ñu tëj ñu def tour de table après ñu tëj. ak maam yi sëñ Daouda maa ngi leen nuyu ak yeneen soxna yi ma fekk ci plateau bi tey dañoo amoon xew dañoo génnoon damaa yaakaar ne dina teel a agsi sax mais lii la yàlla dogal dama yaakaar ne dina teel a agsi fii mais lii la yàlla dogal waaw comme ni ngeen ko waxee rek comme planning familial man xam naa ne sori ngeen ci débat bi duma ci mën a di ñëwaat di retourner affaire bi waaw man jàpp naa ne ki war a planning mooy ki nga xamante ni dafa am doom mu dem 6 mois muy gis mbaax amu mën ko caa fekk kooku bu neen mën naa planning kooku pour man yenoon na maanaam 6 mois sa mbaax di génnaat soo see sa borom kër mën ngaa jëlaat ëmb waaw mu leer na amul benn jumtukaay bu ñu ko téye bu ñu arrêté affaire boobu boo see mën nga ëmb te góor ñi mu du ñu bàyyi kenn ñaari at duñu see ak yow loolu ma wax ju yàqu la man pour man foofu daggan na fa ki nga xam ne mi ngi nàmpal doomam am jigéen ñoom bu ñuy nàmpal duñu gis mbaax ki nga xam ne mi ngi nàmpal doomam gisul mbaax mën na nàmpal doomam ñaari at wala nga xamante moom gisul mbaax am jigéen ñoom bu ñuy nàmpal duñu gis mbaax mën na seen nàmpal seen doom ñaari at. jërëjëf ñëw ci avortement bi après ñu def tour de table. non avortement bi moom li ma jox loolu moom sax moom xel nangu ko moom jigéen am góor ci kër dem di def naka su dul noonu ba ëmb fekk la ci te est-ce que loolu sax mënut a yàq sa budditu njurukaay nga am jëkkër doo mu jaare yàq la sa àdduna ci côté boobu dootoo mën a amati doom risque la daal risque la sama xalaat bu ndaw risque bu rëy la waaw loolu moom risque bu rëy la man daal li ma gëm daal ki nga xamante ni moom bu am na dem na 6 mois ci wàllu boobu gisaat mbaax pour mën a am doom nañ ko bàyyi mu def planning mooy 2 mois 2 ans arrêté ko nag te taxaw naan nag dootuma jurati 5 ans fii ak 5 ans yooyu man loolu laa d'accord pour man loolu l'islam nangu waaw naa man par juróomi at laay jur wala jur naa ba pare téye naa ko foofu man loolu d'accord waaye ki nga xamante ni bu ko soree njuram ñaari at yi nga xam l'islam wax nañ ko nàmpal suñu doom yi kooku man mën naa am compréhension boobu man mën naa kaa am xëy na nag ñoom oustaz l'islam moom diine texte la waaw du diine xel waaye nu tere ñun dañ wax li ñu xalaat waaye nag waxu yàlla mooy tegu ci kaw. mais di nuyu ñëpp nag di nuyu borom télé bi sama waaye Demba sama xarit la di ko ñaanal yàlla télé bi romb fii ak ñi mu àndal ak Ousseynou nuyu naa ñu ñëpp den siyaare. ñu def tour de table gars yi tàggoo ñu ñaanalante ba beneen yoon mais balay boobu rek ñu wax ni yéen quartier yi nekk Pout yëpp na ngeen ñu xaar waaw tey Kër Seydou la woon Cëriñ na ngeen ñu xaar Cekkeen Mbayeen Tukulóor Mbambara Touba Pout Santhi Alwar HLM Tamba HLM ñëpp yéen ñëpp daal na ngeen ñu xaar Daaru Salaam Ndioufène
Siba ba tax Njaxat na ngeen ñu xaar ñi ngi ñëw ak Liverpool yëpp na ngeen ñu xaar te xam ne ñi ngi ñëw coin des jeunes ñëpp a ko bokk waaw jeunes yëpp a ko bokk képp ku nekk jeune rek si coin des jeunes nga bokk école yeeg quartier yeeg koñ yeeg ñëpp ni ngeen ñu xaar di jox gars yi ñu tàggoo ñu ñaanalante ba beneen. mais daal li ñuy mujjee di ko tëj te muy benn point bu am solo tamit mooy colka jigéen ñi surtout seen habillement loolu tamit nañ ko xoolaat bari na lu muy provoqué waaw ñu ngi koy banaliser nag mais jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaw dañuy wax ne jigéen bu solowul nenn li romb la warul tàng daw song ko warul xalaat ah kay li ñuy wax unus ak jigéen bu bëggee def tasfiir ci borom këram am na nu muy habillé biir néegam waaw xaw ma filaale xaw ma mbëkkaale loolu moom ñoom ñoo ko xam daaw nee na filaale kon loolu buñ ko càggane am na loo xam ne boo bëggee exciter sa borom kër am na nooy préparé woo loolu boo ko defee ci mbedd mi kay yëngal ko buñ la violé kon yow am nga ci part de responsabilité kon boog colka yi islam li mu xamoon mooy na jot na fatt na yaatu mais jotatul fattatul yaatuwul waaw li mu waxoon yaa ayyuhan nabi xul li azwajika wa banatik wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna jalabiib mooy jalbaab mooy jàllaabi jigéen ñi waxoon nañu sol jàllaabi mel ñu góor ñi parce que góor ñu feebar ñi bañ leen a song di leen a violé mais léegi gis nga tey dañ ne déshabillé wu ci biti ay daggit la ñuy sol kon nag boo ko defee loolu tam la doon mujjee rek ñu bàyyi ko xel. ñoo ngi waa ruq ndaw ñi moom laa koy tudd moom vraiment yéen ñi initié li yal na yàlla taxawu leen lii daal defe naa ne bu dee koñ bu ne dugg na fa te li ñuy wax ñu dégg ko yàlla mën na si def njariñ yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla defal leen ci ndam loolu ñun ngeen jàppale ci suñu daawa bi ñu nekk nga xam ne bu dégg bëccëg ñëw ci jumaa yi di wax tey ngeen indil ñu may ñu occasion bi ñu ngi leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla télé bi yàlla na egg fu télé yëpp egg baraw leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu ñëpp ne képp kuy seetaan kàddu gu fi jóg te jaarul fa mu war a jaar rek nit moo matul ñoo ngi jéggalu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. ndaw yi bu ñu seetaanee lii dinañ ci bàyyi xel waaw dinañ ci bàyyi xel bu baax ñu wax nag ñoom ñëpp ñu participer xam nga jéem a jël numéro yi ku ci nekk ñu fekk la fa nga nekk waxtaan ak yow. par rapport au coin des jeunes loo ci wax émission bi moom macha allah mu ngi bomb nii. waaw Tafa ñu ngi leen di remercier ci invitation bi coin des jeunes moom ñu ngi leen di encourager li ngeen visé ak fi ngeen bëgg a àgg yàlla na leen fa yàlla àggale. ñu ngi remercier aussi tam borom télé bi tamit di ko ñaanal télé bi tamit àgg fu kawe njortam ñu ngi wax tamit ne lii tamit yee waa Pout la rek ñu ngi nuyu waa Pout waa yëpp di leen encourager aussi lu ñu fi waxtaanee rek ñu xam ne bëggoon fee jëlee njëriñ rek la lu fi jub rek ñu xam ne ci yàlla la lu fi dëng rek ñu xam ne doomu aadama moo matul asalaamaaleykum wa rahmatullah. di wax kontaan nañ trop ci occasion bi ngeen ñu jox pour ñu gën a leeral planification familiale que ce soit pour les jeunes wala yeneen famille mais dañ ji rumeur moom foo ko gis da nga koy lever avant ngay avancer na ngeen ma ko baal du mën a dàggasante nekk mais Ousmane 6 mois bari na dégg nga pour jigéen retour des couches 6 mois bari na dañuy wax à 40 jours rek jigéen su amee doom may ma leeral la tuuti rek jigéen bu fekkente ni am na doom am na ñoo xam ni 40 jours rek seen règle mën na dellu te mën nañu jël foofu ëmb ñi nga xam ne dañ leen wax nañu xaar 6 mois mooy ñi nga xam ne dañuy nàmpal ak ween kese chaque 4 heures de temps ñu nàmpal seen doom te ween bu nekk ñu jox ko ci 20 kii di wax avortement moom que ce soit clandestin ou pas ñun duñ ci mës a ànd ci avortement diine nangu ko ñun aussi accepté wuñ ko coin des jeunes nag suñu émission la kontaan nañ trop ci participer ji lim ngeen ko ñu puudi waaye waa sën séeréen ki xiiniin ki ni fi ñaxib yooyu noonu na ngeen leen ci boole parce que ñooñ ci suñu cible la bokk léegi ñi war Pout na ngeen leen indi sama jaam yi nañ ñëw ñu participer ci émission point de Pout mi ngi ñëw waa Kër Moussa ñëpp ci lañ bokk merci beaucoup kontaan nañ di remercier nag sama personnel waa clinique sëñ Bamba jaajëf imaam ñi ngi joxe addiya dégg nga merci beaucoup. di remercier waa Pout gi yëpp di kontaan ci émission bi bu baax lépp luñ fi wax loo xamante ni njuumte la ñu jéggal ñu ko te xam ni nit moo matul mais lépp lu ñuy wax rek bëggoon lu defaru moo tax ñu koy wax di ñaanal nag télé bi Pout TV sunu borom yu yokk leen ci kaw ba ñu mel ni Sorol Cheikh Ibrahima di ñaanal imam nag kii ni muy defee publicité am da nga ko war a def publicité parce que da ngay def publicité day def publicité parce que am na yeneen méthode yoo xamante ni
am na yeneen méthode yoo xamante ni diine kii na ko ci planning moom publicité yow it nga publicité ñu leen sant yéen ñëpp. damay leeral tuuti la maanaam dama ne ko maanaam 6 mois jigéen bu amee doom am ñoom bu nàmpalee 6 mois mën nañoo jëlaat ëmb comprendre nga dama ne kooku maanaam planning jaadu na ci moom foofu laay waxee quoi maa ngi remercier ñëpp. émission bi am solo la yàlla na ko yàlla def muy émission bi gën ci émission yi ñu waa Pout yëpp ñu jariñu si. di leen wax ni ngeen xaar ñu rek ñi ngi ñëw di leen wax ni am na ay numéro téléphone yoo xamante ne dañ ko affiché suñuy suuf écran ngeen boo leen bëggee participer si émission bi rek si ngeen woote comme ça ñu ñëw dafa leen émission seen koñ na ngeen ñu xaar daal Pout yëpp ak li wër Pout comme ni ko waxee seen ba Thiès na ngeen ñu xaar numéro téléphone yi benn bi 76 la 452 13 88 orange bi mi ngi nekk 402 12 61 émission bi coin des jeunes tey ñu ngi si àndoon ak Coly ànd si ak bébé ak suñu ay invité yëpp ñu jox Coly mu tàggoo. Folie c'est folie ou bien Fatima voilà ñu ngi kontaan ci émission bi di rukku ndaw ñi comme ni ko imam waxee kontaan nañ si bu baax neex na trop vraiment enjoy nañ waxtaan nañ yaatal nañ bu baax ay solution génn na fi di ñaan yàlla lépp loo xamante ne wax nañ ko fi rek mu doon loo xamante ne day njëriñ jeunesse bi vraiment ñu ngi remercier ñëpp di ñaanal aussi comme télé bi yàlla na ko yàlla jëmale kanam émission bi tamit yàlla jëmale kanam ba mu mën a njëriñ Sénégal yëpp vraiment merci beaucoup. jërëjëf plateau bi ñu ngi leen nuyu di gërëm sunu techniciens yi di gërëm Demba mi ngi nekk si bopp bi di gërëm Pape Seck di gërëm aussi Ousseynou ak seen waa ji ñu àndal Baye Fall ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen wax ni seen émission Coin des Jeunes mi ngi ñëw dal seen kaw. Yow foog ni doo dee wala doo doon mag ba na ci deru nit ñi di wax di sos di yàq la nga foog ni doo dee